بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكن لنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñoo ngi nuyu jotaay bi yëpp du ubbee nuyoo bi ci kilifay jotaay bi te koy tàmbalee ci Baye Gora Ndiaye mi nga xam ni moom lañ jël dëkk bi di tax kaw teg ko ci loxoom te école bi bokk ci dëkk bi kon moom lañu fekk ci tey ci ëttam ndax ci péncam la nekk di ko nuyu bu baax di nuyu imam Serigne Moussa Diop yor kàddu imam Serigne Tafsir Ababacar Diouf yàlla na fa yàlla gën a yàggal mu yor ko léppam teewal fi sëñ Babacar Diouf tey ñu dénk ko mbirum diine ci école bi keroog ci assemblée générale bi di nuyu bu baax monsieur Ngom Moustapha Ngom di directeur école bii tey ñu affecté fa bu yàggul muy soog a tàmbaleeg ñun nekkit ci CG bi nekk secrétaire général bi su ko defee ñu def sol kilifa yëpp nag sëñ ci la Diop mi ngi teewal sëñ Cheikh Diop bu Kër Cheikh waaye teewal aar Kër Cheikh ndax école bi dafa polariser ñaari quartier yi taax kaw ak Kër Cheikh nekkit seen diggante kon ñoom ñaar ñii day mel ni si seenu ndënd ci la école bi nekk tey kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu jotaay bi yëpp nag di nuyu mag ñi fi teew ñëpp doyen bàcc fay mi nga xam ni moo ma dénk lii ma yor di ko ko doxalal di ko ko yoral ci ndigalam ak mboolem mag ñi ko seqal doyen Modou Diouf ak ñi ki fi nekkal inspecteur te ñëwagul monsieur maam Cheikh Samb maam Cheikh Samb la ñëw na en attendant inspecteur mi ngi ñëw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu itam ñi ma seqal liggéey bi mooy mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo seq liggéey bi di ko doxal te yàlla tax te loolu ñoom Pape Moussa Gueye ñoom Mansour Gueye ak soxna yi ñoom Fatim ñoom Ndeye Anta Ndiaye Anta Dieye Fall ñoom ñëpp ñoo àndandoo di taxaw liggéey bi. Imam Ndoye ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ëtt bi miin na la ci nga def ci lii tey pàkk bi nga toog miin na sa jëmm miin na sa mbooloo ci saa bu ñu tollee ci lu mel nii nga ñëw taxaw ko ba mat sëkk kon sant nañ yàlla bu baax a baax. tey ji nag mbooloo mii nga xam ne mooy saytu école bi di CG bi fas yéene amal bis bii ngir fas yéene woo askan wi ñu xalaat ci luy jëmee école bi kanam jëmee njàng mi kanam jëmee barab bi kanam ñu ne bala ñoo def lenn nan ko ubbee alxuraan ngeen ñaanal ci mag ñi nga xam ni seenu tur mi ngi ci ëtt bi tey ngir seen jaloore te ni ko imam Moussa Diop limee noonu la nekkee kon jarul baamuwaat yenn baa muy sori waaye bu ñu tuddee El Hadj mu Njaay Thiaw tudd Baye Jaagi Seck tudd Baye Cheikh Gueye alkaati daanaka mag ñëpp ak yoro beey tudd nañ mag ñëpp ñoom Ablaye Faye mi fi ñi fi nekkoon ñoom Jëgg Njaay ñoom ñëpp bàyyi ñu kenn ak mbooleem élèves yoo xam ne rek yàlla dogal tey ñuy jaar ci école bi sàmbaram def ñu jiitu gi tey kon yéene ji mooy ñu jiital ñi fi nekkul te jiitu ji seen wàll ba noppi soog a julli ci ñun kon daal ñu ngi sant yàlla ci loolu di xam daal yéene ji mooy tàmbalee ko ci ñoom
suñ fay jógee ñu jóg jëm suñu jëmm yi kon yàlla na yàlla taxawal leen yàlla na yàlla samp leen yàlla na yàlla gën leen dëgëral lii ñi ma jox nag am na kuñ ko dénk ci mbooloo mu Imam Moussa Diop mii comme bisama ndax lépp lu jëm ci wàllu diine ci école bii ñu nekk ëtt bii moom lañ ko yëkkat lépp teg ci loxoom kon moom mooy bopp ba mooy mujj ga ci wàllu alxuraan ji ak lépp lu ñuy def kon kilifa yaa ngi tey ñoom moom jataay bi bëgg naa daal nii la yi fi demee ci kàttanu yàlla suñ fi jege nag ba noppi ci lii ñu soog a àgg nag yéen leeral fee ci taabal ja li waral jataay bi ak ni ñu ko bëggee ak ni ñu koy fas yéene doxale fas yéene yendu it ngir yàlla ba ginnaaw tisbaar ba nu xewloo julli tisbaar àggale liggéey bi tënk li ñuy tënk soog a ñaan yeewee ko te fas yéene topp loolu incha allah ñun ndaw ñu daal li ñu bëgg mooy lépp lu fi mag ñi tëgg tey askan wi tënk ko dëkk bi tënk ko ne nii la war a doxee su ngeen demee ñu dina takk si ndigg nag aw ci yooyu tànk ngir sottal li ngeen jàpp ne mooy jëmee njàng mi kanam ndax suñu doom képp fi nekk kon lii daal mooy jataay bi mooy bis bi mooy waxtaan wi ñoo ngi jéglu baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wax ni leen nag ñun mbir mi am nañ ci yaakaar bu baax parce que Serigne Babacar Sy bu Alaaji Abdou woo na ma léegi téléphone di ma am lu ñu doon waxtaan man ko ñun kan ñoo ngi fii ci école taax kaw di ñaan ci yàlla naatal bis bi at mi yàlla rafetal ko ba kenn du fi am jafe-jafe munu ma waaw mun ma kon de maa ngi ci ñaan gi te fii ma toll de dinaa ñaan yàlla gën a barkeel loolu man ko kon kaay ma jox la Ilimane Ndoye Diouf moom mooy ubbi kaamil bi moo ko commencé kon ma jox la ko nga wax ak moom ba nga xam ni lii de tuutiwul mu wax ak Ndoye ba dénkanteeg moom ba wax ko ni ko doxalal ma nii man maa nga doxal foofa nii kon ñun war nañoo sant yàlla bu baax xam ni de ñun de bis bii de nii ñu ko defee Mbissane nekk ci kanam yàlla mën nañu defal ndam Mbissane nit ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën a guddal fanam mission la jël mag ñoo ko jëloon du ko rafetal bàcc fay ànd ak Modi ak Papa Ndiaye ñi seet ni muy rafetee ba ñoom ñu toog ci biir bu nekk tëju waxtaan ba ñu waxtaanee ñoom ñëpp ñu bokk xalaat ñu ne nañ jël xale yi yëf yi jox ko xale yi doxal ko ñoom ñu topp seen ginnaaw lu war a doxal mbir mi rek ñoom fu ñu yem rek ñoom ñu mottali kon ñoo ngi leen di sant bu baax di wax ni liggéey bi ngeen liggéey ba jël ko ba jox ko Mbissane ba jox ñu ko parce que jox ñu ko Mbissane rek ñun jeunes yëpp lañ ko jox kon ñun ñu ngi ngeen ko jox kon ñoo ngi ñaan ci yàlla nañ yàlla dimbali suturaal ñu ba ñu yeggaleeg suñu sogo bàcc fay wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin kon léegi Mbissane lay jox kàddu gi parce que am na lu mu yéene. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi sant yàlla baax ci jataay bi ndax dafa yombul ci adduna woote jataay am ñii dafa yëmul ci àdduna ku ne mën ngaa woote jataay nag fu ne mën nga fa woote jataay ku ne mën na laa dikkal waaye daa am ñoo xam ne ku leen am ci sa jataay na nga ko sant yàlla ndax li mu lay xamal mooy jataay bi yàllaa nga ca ndax ñii fu yàlla newul duñ fa ne fu nu yaakaarul yàlla duñ fa ne kon alhamdulilah rabbil alamin ñu santaat yàlla sëñ Moussa ci bi ñuy ñëwee ba noppi ñëw fii ñu ñëw nag fii ci école bii mu ne na feneen ñu wuy si ñu waaye fi ñuy wuy si mooy ñoom fi ñu indi woon ki nga xam ne su dee doon benn kookee taxaw ñoom ñu taxaw ñu ne kenn ci faatu ñoom seen bopp la ñuy joxe bàyyi kooka muy doom mooy ki nga xam ne saa bu dee taxawee ak moom ba leen joxe ci kenn nga joxe sa bopp bàyyi ko moom kon kooke fenk ngàbb di ko fa dugal foofu fu réy la ci yow am déet fan nga dugal fu réy la ci yow kon ñoom buñ fi duggee ba noppi nag dugal fi seen njaboot kon xam na leen fi amee yàlla nañu ko yàlla defal bi ñu waxtaanee ñun ak équipe bi nga xam ne ñoo seq liggéey bi ñu ngi nii toog ñun ba ñoo jéem lenn ci li ñu tax a jóg tëbuñu tëb rek fekk école bi fii ci ay loxo la nekkoon ñu si nab nabi di ci jóg ak daanu di raam ak diriiku ak darngu musta daanu musta laal suuf ba ndimbal yàlla ak si suñu kaw mu mel nii te bu mel nii bokk na ci école yi fi jiitu ci dëkk bi kon ak màgget ci moom lañ ko doon séntu te màggatoon na it lool kon su yeesaatee donte yeesal gi ñu ngi ci sant yàlla waaye am na lu ko téyoon ba kere mu yees kon faw ñu sargal leen ñu ni inspecteur mi ngi ñëw waaye gan ñaa ngi fi teew ndax
ndax directeur école yaa ngi ni teew sëñ Babacar ngi ni toog Mbaye Seck Ibrahima Samb mi muy toog mooy président de l'union des comités de gestion des écoles primaires de la zone nord ñuy 22 écoles wala 21 22 mu jiite leen ànd ak adjointam mu jóge ba Jaxaw di sargal tamit di nuyu bu baax équipe pédagogique bi nekk ci école bi te Moustapha Ngom mi jiite leen di gan barki dem la ñëw ndax ki fi nekkoon daaw moo fi nekkoon luum dem na retraite bi ñu ñëwee daa futti ku takk ndigam ànd ak ñun ne fu ngeen geesoo di ngeen ma seen ànd ak adjointam muy soxna benn Diop Dieng ñenn ñaa ngi agsi kon suñu yàlla boolee lii ba ñu war a liggéey kon jaadu na ñu geesu mag ña jaajëfal leen sargal leen donte ak mandarga képp la waaye war na ko màgg ci kër ga gis lu yëkk ci miir bi nga ne ah waaw kay ndekete sama maam mii école taax ko bii ndekete li muy yàgg-yàgg sama maam mosu na faa dugg ba defee jàlloore ji tey ba tax ñu def ko njukkal lii loolu lañ ci jublu kon dañuy jublu ci loolu sargal ñooñu feeñal leen suñu mbégte ak suñu yéene ci ñoom waaye amuñu sax lu mën a sedd xol lu jëm ci waaye nan feeñal juste rek l'acte wala nañ xalaat nañ leen bàyyi nañ leen xel ci loolu dañ fas yéene jublu léegi nii ci loo xam ne daa fekk lii te ma ngeen sàkk yàlla ñëpp ñaanal ma ba yàlla naa man xaaju la mu ci mën a moom xaaj ba yàlla naa ko ci man rek bi muy koy joxee dana carrément yéen anciens élèves yi képp doy ngeen ma seen taxawaay ndax li ngeen def ndax ñaari amical ñoo fi nekk amical des anciens de mu Njaay Caw mooy ñi nga xam bi ñu fi jàngee école bi mu Njaay Caw lu tudd mooy suñu rakk yee toog te Pa Moussa Gueye jiite leen mu bàyyi Omar Gueye ak ñi nga xam bi ñu fi jàngee école bi taax ko lu tudd ñu créé amical boo xam ne ki ko taxawal Alassane Cissé mi toog mooy coordonnateur bi waaye ñu tabb maam Cheikh Samb mii muy suñu président ñaari amical yi ñoo ànd xam ne ba fi bàyyi jaaji sekki nekk ndox mi danaan bal baawaan nu ko neex lay mel bi xale yi ngeen di jàng ndox amu fi ñu ne baarakaal def na la mu man xëj na mënewuñu na mu mane waaye am na nun mane kon nan feeñu nu nin mane ngir accompagner ko ci lim mane moom moo waral ñu songu teen bii bënnaat ko foore ko gas ko ba jot ndox ma ba mu ball lool utal ko pamp utal ko mbànd utal ko robinet ngir xale yi du jëfandikoo ndax ñun fii lañ ko fekkoon mu mel nii kon ñun nañ ko delloo buum ci booy wegg taxawaay boobu lan àndi du ko def booba moom mi moo yor CG bi doyen bàcc di si nawetaan bi ubbi ñu bunt yi moo ni ngi toog ba tey jii mu jëlaat di comme que def ngeen nii ba ma gis ko leen yéen a ma doy téye leen ko seen bopp ñu ne ko mën nañ laa téel dox geeg waaxu gi waaye xel moom duñu la ko téye yaa ko téye sa bopp ndax sëñ Tuubaa nee na mag ak gone bu ñu bëggee ànd nañ seddoo ñaar yi kenn du juum na mag féetoo xel ma te ndaw féetoo doole ji bu doole laajee na daw jóg bu xalaat laajee na mag jóg moo tax duñ leen bàyyi mukki del ginnaaw ñooy jiitu ndax seeni xalaat kon moom la fas yéene sargal taftal ci doyen Loum mi nga xam Mamadou Loum léegi na ma woo téléphone femme yoon tubaab bu ko bett yabal na monsieur Silla Amadou Silla mu représenté ko waaye Silla magam ngi toog di monsieur Silla Diop kon dañ koy jël kenn par kenn doyen bii lan doon ñaan Baye Góor Ndiaye mi chef de quartier bi te xam école bi ci quartier am lañ ne kon teraanga ju fi mag def moom la ko defal kon sargal boobu yi njëkk moom mii moo ko koy jox am déet suma juumut noonu la baax yeneen ñu seet waaye moom mii nga xam mooy mag mi nekkoon école bii te bu ko téye woon faaw mu wuti ko téye bu si jàppoon faaw mu ne wuti ko jàpp maa bu jàpp nga mel woon na mu war a mel faaw mu jóg soldaalam ndax xam ne jàpp mel na mu war a mel waaye ndokkee yàlla ba jàpp gi faw xaa fu ñu ko doon séentoo ci moom kon bëgg naa ñu jox la xéewal gi moom mu jox incha allah. asalaamaaleykum mbooloo maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ak santam xëy na wax ji sax lu neex trop ndax da nga ma bett ndax école bii maa ngi Modou Diouf mi toog ñoo ko ubbi en 57 maay premier élève école bii muy dem ba benn bis ñuy réunion fële da di mbooloo yenn yi duma ci bëgg di dugg ndax am na yoo xam ne nii boo ko gisee rek bu dee da ngay doon un révolté lay wax sax da ngay mujj mer ci yenn yi te jaru ko ma toog ci biti Modou Diouf mii ak papa Modou Diouf mi ñëw ak ci laa Jóob mii toog ci laa ne ma kaay ci biir ma ne ko ñëwuma mu ne ma ñëwal dañuy fal président CG yow laa ci wóolu ma ne ko ci laa yaa ngi may jox loo xam ne day ne xaw ma ko de
moom moo di ju man ñu ne ma ñëwal rek ma ne comme ci école bi laa jànge naa ko jël ndax école bi li ma leen di wax Baara Taal mi defar école bii maa rang ba bët set jàpp ci loxoom dugal ko école Baara Taal maa rang ba bët set 5 lañu woon ñeenti ñi xam naa leen muy Baara Taal Cheikh Tidiane Fall Alaaji Samb mu ñoom Masow Samb ak Ibrahima Seck mu ñoom Bun Seck 5e bi laa fàtte ñu ngi tuddoon les Girondins de Taxiko yi teg su ñoo jëkk am électrophone fii Taxiko ñu teg ko fii di musique ba bët set ñu indi xale yi ku nekk ñu jàpp sa loxo dugal la école école bi yàqu ñu ne ñañ ko jéem a defar fu ñuy ñaanaatu ma ne ku fi jànge ci école bi rek nag ma may 5000 francs pour ñu defar école bi am naa promotionnaire moom ëpp grade c'est un ingénieur c'est un agronome dama ko téléphoné mu ne ma bàcc je ne donnerai pas un rotin ndax école bi buur a ko war a defal ma ne ko merci beaucoup ba ñu toogee Baara Taal woo ma ne ma grand ma ne ko am mu ne ma na sa xel dal dinaa la defar école bi même ba mu mel ne Panal danaa la defaral école bu lu tubaab ma ñëw wax ko fii am ñu ma ne Baara day wax rek ma ne comme day wax de te Baara day def na fi terrain bi ñu ne maa defaral lu maternité defar sëgi bu ne naa defar école bi de naa ko mën a gëm keroog ba mu wooyee Modou Diouf jox ko liggéey bi dama ne maa ngi ñëw kon boog dañ koy jëkk a sant gërëm ko ngir yàlla lii mu fi def doomam jàngewu fi keneen jàngewu fi mais xam na ne fi la jànge def ko ndax wërsëgam kon ñu ngi koy sant man nag mënuma dara dañ ma jàppale woon ndimbalul ku raw rek yàlla la jàpp dimbali ndimbalul yàlla la ñu amoon ba Baara Taal feeñ mu xëy suba teel xale yi nga xam ne sunuy doom lañu ñenn ñi sunuy rakk ndax seen i sunuy nijaay leen jur ñëw ñu gis leen ñu jël ay millions def ko fi pour école bi am ndox ma ni nag ndénkaane ka nga wóolu ndénkaane ka nga wóolu ma ni leen nag en matière de démocratie dañoo war a teg mbooloo ñu fal kañ ka nga xam ne moom la ñu war a fal mais man de école bii woote wu ma ci démocratie xam nga lu ma woote ki bëgg école bi bëgg ko defar te sunu gone yii de jëli million def ko fi ku leen dénk école bi du ñu rocc ci xaalisu école bi du yóbbu kon nañ ko jox gone yi looloo tax ma ne woon xale yi nañ ko jël misaan nag raw na ma day door a commencé mais maa ngi koy ñaanal yàlla amiin lépp lu mu fi yaakaar yàlla na ko am bi jaay Sidi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndax man raw na ma ba pare lim ma rawee réunion yii muy def nii sax man mosuma ko def léeg-léeg nga woo ay nit kenn du ñëw boo waxee ñu ne école bi buuroo ko war a defal nangam moom yàlla dimbali ko mu am kuréelam goo xam ne ñu ngi koy jàppale ba ñu mën di réunion nii maa ngi leen di ñaanal seen wërsëg boobu ngeen jël di ko def ci école bi yàlla na ko yàlla ful te bu leen ko fajoo bu ko seenu njaboot fajoo lépp lu ngeen ci def na ngeen xam ne fii jaamu yàlla moo fi nekk école bi nag yàgg naa ci am yaakaar wax naa ko Iba Dia mi ngi nii toog duma ba ma fen nee naa ko rek ba école bi yàqoo ñu ne mu Njaay Caw lañ ko tuddee ma ne ko Iba mu ne ma ne ko man mi yaroo ci kanamu baay mu Njaay Caw xam naa ne nitu diine rek la woon dara soxlu ko woon lu dul l'islam ku xam baay mu Njaay Caw kon lépp luñ ko tuddee mu ne maa ma ne ko yàlla dina fa mës a ñëw jàppale ko dimbali ko defaral ko barab boobu kon la ma doon wax am na. asalaamaaleykum. ginnaaw bi ñu sante yàlla tabaaraka wa taala julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boroom jàkk ju rafet ji ci Medina boroom barrière or ba ñi ngi ziyaar mbokk yi fi teew yépp di ñaanal wéjur yi ne barzak njéggal ak yërmande yàlla na ko yàlla def te wéjur yooyu ñi ci jiitu bokk nañu sos école bii yàlla def na ñun 57 lañ fi jànge donc mel na ni ñi ñu doon jàngal ci jamono yooyu ay nijaay la ñu woon moo tax li ñu jot a def fii wàcc fi kaamil fàttaliku wéjur yooyu ak képp ku jaar ci daara boobu loolu ñi ngi rafetlu di sant imam yi nga xam ni le collectif des imams ak ouléma yi nga xam ni ñoo ànd def ko fi di nuyu monsieur le secrétaire général de l'IEF Thiès Ville mi ngi door a ñëw
sunu xarit monsieur Gora Ndiaye laata muy ñëw Cheikh Samb mi ngi yore moo xam ni département enseignement moyen moo ko fi jiitu di nuyu directeur d'école bi administration école directeur la koy dénk damay faral di wax ni parents d'élèves yi bu ngeen ñëwee ci l'école directeur bi ni leen sa tànk bee bu mu fekk si bi ci kanam na nga fexe ba am autorisation du directeur réclamation bu ngeen di def ci école entre waajur mu jëmale ko ci école na ko jaare ci hiérarchie bi mooy directeur d'école mooy répondant direct en face de l'autorité académique mais surtout de l'autorité administrative. Donc monsieur le directeur ñu ngi lay ziar di bépp ci liñ la affecté fii ci école Moundiaye Thiaw di nuyu nag kilifa yi fi ne yëpp imam Moussa Diop nga xam ne yàlla def na moom it 57 ñoo bokkoon classe ni ko bàcc waxee ak kilifa yi fi ne yëpp di yëkkati nag sama kàddu ci turu sama mag Pam Ndiaye wax na dëgg man Mody Diouf bu ñu demee ba communauté éducative bu Thiès xam ko dañ ko xam ci turu parents d'élèves Mody Diouf du comptable du jàngalekat de profession li mooy faral di wax sama métier bi ma exercé pendant 34 ans damay interpréter les comptes du bilan maanaam comptable la woon mais yàlla moo nu nattu ci école moo tax nag fépp fu ma fekkee ñuy honorer di sargal parents d'élèves dama ciy bëgg parce que man maa yore en charge l'organisation au niveau national néew na nag ñaare malheureusement ci loolu ci ADEM sénégalais la nga remplacer nit ci benn poste la ngay jëkk a seet mooy ay manque ya fa def damay faral di wax ni doomu aadama boo ko dénkoon responsabilité bu doon 24 heures la sax nga ñëw jël ko bu fa defee lu dul noonu def na fa loo xam ni itam tegu na ci yoon mais l'essentiel xoolal point positif yi donc Mbissane ñi ngi lay sant bu baax a baax ci li nga xam ni defal nga ko ñi la fi remplacer parce que yàgg-yàgg yow mii dañ la fi remplacer te wolof dafa ni loo bëgg ñu lebal ñu fay lu ko leble ko te générosité de cœur nit ñi làmb seen poos joxe may la junni moo gën a yomb ci ñoom ñu ci bari ñu mel ni Mody Diouf ñu reconnaître les mérites te faudrait que les Sénégalais yi nga xam ne ñi ngi sonn pour la communauté li ñuy defuñu ko pour seen bopp waay ñooñu nañ leen sargal pendant qu'ils sont en vie moo tax ñu dem barzak ñuy def ay nangam honorifique yooyu amul solo donc Mbissane ñu ngi lay sant bu baax ci geste symbolique boobu am na solo surtout nag biñ koy def autorité bi ko fekkee nekk chef du quartier bi muy nekk suñu xarit Gora Ndiaye nga xam ni c'est un homme de valeur nga xam ni li tax ñu sopp ko lépp mooy c'est ses valeurs parce que man amal àddina ak li ci biiram mais li may sopp rek mooy gën may jikko rek boo ma gënee jikko rek santal fay wala seen ak ngom ma def la sang waaw santal fay wala seen ak ngom man njuufeen bi boo ma ëppee valeur rek def naa la sang loolu rek laay toppe ni te loolu lépp mi ngi ci monsieur le délégué de quartier donc wax na dëgg moom mii maa ko fi imposé comme président des parents d'élèves loolu moo tax mu ni man du ma wax moo dee wax ndax damaa xam communauté Médina taax kaw bi comme communauté Médina Fall 57 laa fi jàngee sama génération ñoom ñëpp xam naa leen xam naa ñi ma féete ak mag xam naa les hommes valeureux xam naa ñi nga xam ni loo leen dénk bu doon téeméeri at itam buñ ko yokkul duñ ko wàññi. ñi nga xam ni dañuy consacrer toute leur vie au service de la communauté te moo tax cay jamono ma ne sama mag Pam Ndiaye su ma xarit bàcc fay bu ñu leen bàyyee école Moundiaye Thiaw jàpp naa ni buñ ko yokkul duñ ko wàññi. moo tax Pape ñu ngi lay sant bu baax bu àddina di dox ba sama rakk baarataal ñëw defaraat école bi ginnaaw yàlla yow mii la parce que yaa fi nekk di dajale sa dërëm sa ñaar dërëm yaag bàcc di sonn di yéeg ka dal nangam ak nangam ba àddina baaxee benn sénégalais bu ñuy wax baarataal dans le cadre du retour au royaume d'enfance bi président Sall lancé woon ay at ci ginnaaw baara ñëw fii fekk la fi yaag bàcc jël engagement ni dina defar école bi tableau baa nga nii firnde yaa nga nii donc vous avez du mérite li ci des nag mooy ñi ñuy bàyyee école bi nañu fexe ñoom itam ba ñu mujjee poussé bi réer bi mu leen dal école bi soxla na entretien soxla na neneen nangam yaakaar naa ni journée de réflexion yi eh bien buñ ci jógee dinañ trouver des solutions yoo xam ni dinañu régler le problème
di leen sant nag ci turu dialogue social parce que man coordinateur comité dialogue social la dialogue social structure la boo xam ni saa bu lu mel nii amee ci école jafe-jafe am fa ndam am fa dafay taxaw pour dëgëral loolu wala jafe-jafe yooyu mu xool avec l'équipe pédagogique avec la communauté scolaire nan la ñuy fexe ba saafara ko di sant nag bu baax a baax jigéen ñi itam ci ñoom lay terminer macha allah musóor yi rafet na kontaan nañu yéen itam ñu ngi leen jox seen place. ki ci topp est-ce que yàlla may tudd turam sax ndax annoncé na boppam Papa Ndiaye mi kan moo ko imposé kan moo nekk dialogue social kan moo wër réew mi de région en région de département en département monsieur l'inspecteur ki la yoroon dialogue social daal diplôme d'honneur bi ak cadeau yaa ko koy joxal sa bopp ndax ñun liggéey na école waaye yéen na gën a liggéeyal école bi macha allah jënd nii doyen Modou Diouf ana bëgg naa ay jàkkoon doyen Mody, merci beaucoup. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Vraiment doyen Mody comme ni nga ko waxee mbubb yi mu sol bari na waaye defe naa yi ci ëpp éducation la ko jagleel. muy nekk ci bureau des parents d'élèves au niveau national mais aussi nekk ci dialogue social te nekku ci rek ci aw tur lim ñu régleel ci ay problème defe naa mënuñu ko wàññi te man 2019 laa fi ñëw mais coow lu am ci école yi moo des fois moo ñu koy sax a njëkk a yëg woo ñu ba pare ni ñu jot naa cee def lii kon defe naa ci ku dem ba jël sa retraite mënoon a toog noppalu mais mu jóg ni damay accompagner école comme ni mu ko waxee man mii de dama defoon ni ci éducation la liggéey ba retraité mais ci départ bi la ni effectivement ñi ma ko fooge bari na mais man la yàlla def mu bëgg rek éducation kon au nom de l'inspecteur monsieur Alphane Seck nga xam ni léegi ci laay déggoog moom téléphone vraiment ñoo ngi koy gërëmaat bu baax a baax a baax waaye di gërëm le président entrant Mbissane ndax li mu def nii aussi defe naa moom la ñuy xaar ci président CGE nga dajale askan bi fexe ba ñu xam lan mooy CGE ak lan njariñ la war a am ci école bi kon vraiment doyen Mody ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm mérité nga lu ëpp lii. di gërëm mbooloo bi yëpp di ko jël di ko teg ci loxo notre inspecteur ndax ku xam administration xam ne bu sa kilifa teewee amatuloo kàddu waaye nag bu la joxee ndigal da nga koy jëfe ndigal jëfe la sant moo tax mon inspecteur ñu yekki kàddu bi di jëlaat suñu nuyoo di ko teg ci loxo le délégué de quartier suñu tonton suñu xarit Gora Ndiaye El Hadj Gora Ndiaye moo saare ko ñëpp di jëlaat suñu nuyoo di ko waroon ko njëkkee foofu nag ndax mooy suñu imam ndax mooy lépp comme réew jullit lañ ne imam mooy lépp di jël sama nuyoo di ko teg si imam loxo imam mu wasaare ko ñëpp di ñaan yàlla bépp ñaan bu mu fi ñaan rek yàlla barkeel ko si barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam. y a quelqu'un qui me disait que le diplôme couronne un savoir. Il n'est là que pour couronner le savoir. Mais je dirais que la décoration couronne le travail bien accompli. Certainement, Madame Bende est là parce qu'elle est la directrice. Je pense qu'elle serait vraiment la personne la plus idéale pour donner ce témoignage. Mais je sais qu'elle, c'est ma sœur. Si je suis là, je peux la représenter valablement. Je disais que dans ce qui nous a liés, c'est le travail. Parce qu'une école, elle est là, elle est faite pour que les gens y travaillent. Parce que la nation nous a donné ce qu'elle a de plus cher. Je veux dire par là, sa jeunesse. Alors quand on te confie sa jeunesse, tu dois faire tout. Ça doit être un sacerdoce de l'inculquer des valeurs, de l'éduquer et de l'instruire. Et c'est sous ce sillage-là que nous avons partagé 2 bonnes années avec le directeur Lyoum. Donc vraiment, M. Mbissane, vous avez très bien fait. Parce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui mérite tous les honneurs. L'enseignant, c'est quelqu'un qui mérite tous les honneurs parce qu'il se donne âme et corps pour vraiment donner du teranga aux enfants des autres, tout en oubliant les siens. Généralement, l'enseignant n'a même pas le temps d'éduquer ses enfants. Donc, il le fait pour les enfants des autres. Donc, si vous faites ça, nous en sommes vraiment ravis. C'est la reconnaissance. En tout cas, au nom de M. Loum, au nom du directeur ici présent,
Et au nom de toute l'équipe pédagogique de El Hadji Moundiaye Thiaw, nous vous disons merci par ce geste hautement symbolique. Je vous remercie. ndax maa ngi koy nettali léegi Xaadim ne ko maag moom a bokkoon nekk ca daara ja alxaaji Xalifa Gay yor ko man alxaaji Siise yor ma ñu siq benn daara daan fa siq am njàng ba faf di fa siq ak jaamu yàlla ba mu am tur wu ma wutal woo xam ne bi ma laxasee fii jëm jaamal tur woo wale dafa ma faa xettali ba tey jii du ma woote tuddul tur woowu kon suñ ma nee joxal Fadilu ñun danañu ci ànd ak mbégte te xam ni yell na ci moom ndax fa mu jaar ca foofa ca daara ya ak ya ko jiitu ba yëg si fii tey jii di jàngale ci daara ji man ma daan jànge wax dëgg yàlla loolu sag bu rëy la waaye nag Mbisaan jërëjëf. maaleykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu kilifa fi teew yëpp di leen ziyaara xanaa di sant yàlla rek ci yabal gi ñu yabal ngir ñu war a nangu si teraanga ji mu mel ni loolu xëy na ab soññ lay doon ci ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci waar wi di ci liggéey ñaareel bi it di sant ñi nga xamante ni ñoo def jëf ji muy Serigne Mbisaan ak ñu topp ci ginnaawam. mu mel ni bi mu nekkee fii bi mu fi retraité léegi xaw naa def ab diir waaye li sëriñ bi wax sànq rek bis la boo xamante ni du bisub sakk jëf bisub delloo njukkal la bisub sargal la loolu moo tax seen xel dem ci moom ñu jox ko teraanga ji kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan li waral ndaje mi te mooy suqali école bi bëgg mu dem ca kanam sunu borom defal leen tawféex ba fu ngeen ko séentu rek mu egg fu gën a kawe ñu ngi sant bu baax a baax di leen jéggu lu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf maa ngi sant bu baax di sant bu baax taxaw ak maam Cheikh Samb def ay témoignages ci école ak ci ak jamono ndax ñi ngi ma boole diplôme yi ma jox nii damay commencer par Idrissa Diop. Idrissa Diop mu ñëw ci école bi fii. dama rek doyen jaay ji yàlla na ko yaay yërëm ni ma CM2 moo fi nekk mu dik CM2 mu dikkee mu ne ko Idrissa yow laa remplacé mën nga remplacé man damay dem fekk dafa waroon dem CG dafa waroon dem surveillance ko lu fa nekkoon ko matériel lépp aussi fourniture lépp la ma jox la ma may teewul chaque fois mooy woo leen mu envoyé benn kay brouillon institut donc jàppale woon na ma topp ndax xam naa ne bëggoon naa dem feneen ndax sonn ndax jaaji moom ba ma meloon noonu ku bëgg a liggéey la te bu bëggee liggéey nag yow boo nee damaa sonn mu ne defal lii rek CM2 moom du ko jox kenn ku móolu jaaj sec da jox kenn ku móolu bu fa Idrissa jógee relève bi doon def Mamadou Diawara bi nga ma jox nii moom ay élèves Mamadou Diawara laa jot CM2 fii bu ma weeree CM2 yor naa ko 2 ans ou 3 ans mu ay élèves am laa doon jot ca wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax démb ñëw na fii mais dafa amoon ay difficulté ci confusion ci date yi ko ndax dañ ko le premier alors que c'était le 2 mu ñëw démb nag ni ma xam naa du ma mën a ñëw tey mais xam naa ni son fils de ba nit ma xamu ñëw naa ne Chérif wóoru ma ndax ñoom naa am dina Chérif bu fekkee ñëwul noonu la Baye Yoro moom Baye Yoro on est venu ensemble à l'école. xanaa damay nuyoowaat rek di wax ci turu Ablaye Faye mi nga xam ni diplôme moom mën naa cee wax lu sori ndax soo gisee ma wax loolu dama dëkk ak moom ñu dundandoo ba pare ma jël sama taaw tudde ko kon defe naa ni kooku su may wax ci moom da nga xam ne lépp lu ma wax rek lu am la mais Ablaye Faye nit la woon koo xam ni ku doon jàppale communauté bi la du ma ne école kese ndax di nga ko fekk ci hôpitaux yi di nga ko fekk ci dëkk bi lépp nit ku jaaxle sax di nga ñëw la mu am kës néew mu comp ci jox la ko ndax dafa am benn anecdote rek bu may nettali ci moom école bi dafa moon ay jamono mu am benn facture boo xam ni 300 et quelques mille la bi yàlla defee ñu waxtaan ci ba Bakar Diagne yal na ko yàlla yërëm ndax ñooñu tamit ñu jar di tudd lañu ndax dëkk ñu fi woon waaye saa boo leen masaana wax lu jëm ci doomu aadama ak lu mu mën a doon rawatina ay xale dañ daan njëkk seen ñaq di ko ci def. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mënewuma ko nag
ndax nee nañu mbooloo da nga koy miin wala nga xam ko waaye mënuma ci benn. ñu ngi leen di gërëm nag ndax lii rëy na lool ndax lu ñu tuddee Mame Ndiaye jur suñu kilifa danañ ci jéem nag waaye mënuñu lépp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu fi teew lépp mébét bu ñuy soxla fii ci école bi ak leneen li ci ginnaaw école bi yàlla na ko yàlla moccal ci kàttanu suñu borom. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu gërëm ne parce que yéen yi mat na macha allah bu xol yi yëpp àndee rek ni ma ko gisee nii yàlla mën na leeral ñëpp te loolu rek lañ ci soxla maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gàttal rek foofu rek laa mën a yem. nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafetlu tamit kàddu yi ñu ma ci joxloo diplôme bi may joxe di rafetlu kàddu yi ma ci sànni yi ngeen ma jox di rafetlu tamit jataay bi di ñaan yàlla lépp lu ñu sumb ci école bi yàlla mottali ñu ko yàlla moom mooy buur moom mooy maye ñu ñaan yàlla chaque fois mu ñuy may ndam ci lépp yàlla na ko yàlla def parce que école bi suñu njaboot moo fi nekk donc bu ñu jëlee njaboot yi ci quartier bi ci communauté bi ñëw indi ko teg ko suñuy loxo bu ñu sañoon ndam rek lañ ciy jëlee ndax suñu njaboot la ñun ñoo leen jur ñoom ñëpp yàlla ñu yàlla jàppale ma ñu gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla def. waaye jërëjëf wax ji rafet na kon Mame Cheikh dafa wax léegi wax bu am solo yaa ngi toog fële di ko déglu tey jii Mame Cheikh nee na du wax parce que bu waxee doo mën a wax mu ni sa kàddoom ak lépp nag yow tey yaa koy jël waxal ko ba lépp rafet bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. di jégalu ci kàddu yi ñuy yëkkati di wax ne kilifa yi fi toog jaaduwul ñu yëkkati kàddu seen kanam mais comme temps bi daf ñoo tënk te vraiment am na at yu xaar ak yëpp donc li ñuy wax mooy di jaajëfal ñi ñuy jox lii di wax ni ñun ndaw yu ñu yónni la ñu nekk si yoon lii ñuy def nii dañ koy def par devoir ndax ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee lii ñu recevoir ni dañ koo jot rek mais moomuñu ko c'est toute une équipe qui est derrière association des anciens de l'école Moundiaye Thiaw donc lii ñoom ñoo ko moom di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan incha allah ñu dugg ci liggéey bi. vraiment maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li may wax nag man souvent mooy il m'est facile de parler au public mais il m'est difficile de parler en public ndax li ma jàng mooy wax mu dem ci nit ñi waaye wax ci biir nit ñi loolu jafe na ma waaye nag dinaa góorgóorlu vraiment sant yàlla vraiment ci initiative bi di féliciter Mbissane vraiment ci dynamique bi et loolu moo ñu yëkkati ñun ñu bàyyi suñu aajo ñëw ci lii parce que amuñu leneen lu dul école bi parce que lu ñu nekk tey rek école bi moo ñu ko jox donc lii delloo njëkkal école bi la te luñ ci mën rek dañ ko def incha allah fi may terminer nag mooy ki war a jot diplôme bi wax dëgg yàlla Mbissane nëbb na ko mais xam na loo tax mu nëbb ko ndax ku mérito lool la ndax lu ñu yëkkati ci école bi rek loxoom mi ngi ci da ciy def tànkam da ciy def loxoom da ciy dugal kàddoom tamit lu am solo la kon diplôme bi nag ñu ngi koy jox bëgg naa moo ko moom. kon dañuy ñaanal ñëpp rek jàmm tawféex xéewal ci at mu bees mi ñu dugg di ñaan yàlla nekk atum jàmm yàlla nekk at mu résultat scolaire yi nga xam ni moo tax ñu ñëw fi tey gën a jóg ca kaw yàlla na nekk résultat yooyu ñun ñi fi toogandoo yëpp fekke ko ànd ak wér gannaaw loolu kon dañuy rek commencer di nuyu kon monsieur le directeur de l'école mi nga xam ni moo jiite école bi waaye teg ci président CGE bi nga xam ni entrant la moom dafay doog a dugg si waaye dugg si ne en grande pompe keroog ba ñu leen woowee di leen defal formation toog naa ba mu yàgg inspecteur Mbaye boobu ma la wax ni ma daal may kobas ni ma waaw kii moom mooy kan ma ne ko kii de mooy Mbissane day doog a dugg ci day doog a jël CGE bu Moundiaye Thiaw mu ni ma am nañ gan de am nañu gan dëgg ndax paroles yi mu fa jël yëpp c'était vraiment fracassant ma ne ko effectivement xam naa ni muy waxee nii dem na ba moo gën a engagé ñi nga xam ne yoroon nañu ay mandat mais moom la ñu wax dégg na ko ba pare nag di intervenir intervention yu pertinente nag bu ñu ko nattee daanaka gis nañu toll na ci xëy na 1 million bu dee 1 million nga ni école bi am na ay 800 élèves ou 700 ça veut dire que moins de 1500 bu ko parent bu ko élève bu nekk joxee day daal di mat
mais ma ni ko yéen nag comme yéen fi toogal askan wi bu fekkee bu ñu leen woowee du ngeen dem ndaxte lu ci ëpp boo laajee directeur mun la woote naa waaye genn wàll doo nga ñëw wala kenn wala ay jigéen ñi kese laa fa gis te matuñu sax kurum bi ñuy xaar léegi buñ ne lii la ñuy cotiser ñooñu dégg ko ni ah école de nee nañu kenn warut a inscription dafa gratuite kenn warut a joxe dara lu tax ñu ni koy laaj ñu ni leen nag yéen a daanaka yéenay laaj seen bopp yéen a war a dem toog ca réunion ba liñ leen wax lépp ngeen ni ah lii de jaadu na pour suñuy xale nekk ci jàmm ca école ba ñu calculer totaliser ni temps la léegi ñu ni loolu directeur ana liste élèves yi ñaata élèves nga mu génne listam ñu ni ko nañ ko diviser ci xool séddale ko xool ku ne ñaata lay joxe lu ci ëpp buñ ko séddalee te ñëpp ànd ci mën naa bañ a àgg sax 2000 mais li dal directeur yi mooy même buñ dee wax 3000 wala 4000 c'est parce que xam nañ ni am na lu ci mat 200 ou 300 yoo xam da nga leen di topp beekul tëj duñ joxe ñenn ñi dinañ ko man mais dañ naa waaw dañ ni inscription amul élémentaire mais boo demul toog assemblée générale fekke la ñuy def mais mënoo ko am ni ci bëri bañ ko fekkee dañu doog a nangu ni ah waaw wax dëgg yàlla jar naa dugal dara ci biir école nit jël na doomam yóbbu ca privé fayal ko inscription 20 000 weer wu dee moom fayal ko 10 000 ca élémentaire ba keroog année bi jeex ma ne leen yéen ñu bu ñu leen fekkee dañ leen a laaj 3000 diviser 3000 ci 9 mois yi ñaata la mooy weer wu ne ñaata ngay war a joxe daanaka du dara matul sax xëy na téeméer boo waroon a joxe par weer loolu ndax sa jàngum doom baax ci école ba jaru ko kii nga xam ne attan na ko moom fay na lu ëpp loolu mais yow dañ ni la comme attan na ko mbooloo mooy doole joxe leen ku nekk lii ci benn yoon nga koy joxe te may leen sax ki nga xam ni amul doole ba amul doole ni ko ngay joxe par tranche boo amee téeméer tey indi boo amee 300 indi ñu la koy bindal ba mu mat ni la sa 2000 mat na loolu defe naa ni waajur wu bëgg sa doom réussir wu nekk loolu man nga ko ndax ku ne xam na ni ak nos événements sociaux jigéen ñaa ngi ci yàq lu ëpp loolu kon 2000 yoo dugal ci école te ñu may la ne la mën nga ko tas nu mu la neexee loolu wala 3000 wala ainsi de suite tout dépend de l'effectif de l'école ak li nga xam ne moom la ñu soxla ci at mi kon loolu information bi war na gën a jàll parents yi di ko xam heure bu école ubbee ci première semaine bi ñëpp daje moom ba mu fa jógee la dem toog rek am xalaatam ni résultat scolaire yi école bu mel nii nga xam ne daanaka macha allah ku fi dugg rek ni ah mais ñee de seen école moom vraiment buñ ko amoon ñun jël directeur bu fi dugg ni bu ma amoon lii mais directeur yi di ko wax am na ci directeur yu nga xam ne ñu ngi am résultat bu ëpp bi ngay am fii ñu ni kon am na luy sooxe loolu di sooxe lan la mbisaan càmbar na ci dafa bëgg aussi askan wi jàppale ko ngir ñu càmbar loolu xool lu mu doon bu fekkee ni classe yi ëpp lool ñu xool naka ban kii la ñuy am même bu dee à long terme ba classe yi gën a yaatu ba xale yëpp mën a am bu dee école bu ñu war a ubbiwaat ñu ni naka la ñuy def ba école boobu taxawaat waaye li gën a am solo daal mooy booster les résultats scolaires environnement bi nga xam ni partenaire numéro 1 comme ni ñuy waxee defar na ko ba mu mel nii gàcce lay doon mu ñëw jaar fi gis ni ci lu néew ci ay at lépp raaf na te kat bu entretien amul ci raaf la jëm léegi nag moom moo tax mu woo askan wi ni comme ñoo ma fal naa leen woo ndax man dong xëy na mënumaa daw ba loolu yëpp ma def ko waaye bu ma leen woowee ñu waxtaan du ñàkk dinañ am ay solution looloo waral bisu tey bi di journée de réflexion kon ci loolu dama koy jox rek kàddu gi di wan ni donc journée de réflexion bi ubbi nañ ko di ñaan lépp lu nga xam ne moom lañ ci séntu yàlla nañu ko yàlla defal li tax mu woolee nag dañ ni approche participative inclusive moo tax mu ni naawoo ñëpp kenn ku ci ne loo am sànnil ko ci loolu bu ko tënkee am na benn comité technique bu muy amaat boo xam ne xëy na ñoom Adama Gueye dina ci dugg ay inspecteur Mbodj dina ci dugg ay ñoom Maam Cheikh Samb ay Monti Thioune ñi nga xam ne jànge nañ fi nekk ay kàngama na cee dajale lu mat fukk ni leen nag lii lañ ma càmbaaral ca ndaje ma ni ma daal lii yëpp ay problème la ci école bi def ca seen i piste de solution maintenant jox leen ko ñoom bu ñu ko jëlee dinañ ca dolli seen xalaat jéem koo defaral document boobu am comité de suivi boo xam ni dañ ko koy toppal ba keroog lépp li mu bëgg mu réaliser ko. réflexion day tàmbali monsieur Pape Boye maa ngi lay ziar bu baax en tant que CGE danoo toog ñëpp ñu càmbar jafe-jafe yi ñu war a waxal ndax école bi mel nii jekk na lool suñu demee ba ñenn ñi sax di préféré da dem ci privé yi kon école feebar na
feebar boobu nag ñun ñëpp ko war a càmbar lu ci war ak nu ñu koy seete sama càmbar képp doyu ma seen càmbar la ñuy boole ak suñu càmbar alsaan xool yan may def jafe-jafe yi ndax war na mën a weesu fii war na mën a weesu fii war na am lu ëpp lii léegi fan la ci wañ gi bañee ndax ci ñun la ndax ci système bi la ndax ci donge la wala ndax ci ñi jàngale la kon nag loolu dafa jaadu inspecteur dégg ko doyen Gora Ndiaye dégg ko ma am ñaari bis yu ma téye en 1977 78 bi ma sama yaay di jiital ñu dugal ma fii ma nekk classe bi mu tudd CIA ak madame Thiaw bi ma rappelé ma dugg damaa avancé ba ca dernière rangée bi comme que ESLA bokk na ñi mujjee dugg ñu mujjee rappel ndax ESLA ba dernière rangée bi ma toog juste au milieu ndax am na ñeneen topp sama gannaaw keroog bi ñu felee fii ma woote première réunion dugg ci salle de réunion mu nekk exactement fi CIA bi ne woon ma dem avancé toog benn fooy photo yu président de séance bi mu tolloog net sama table banc fi mu nekkoon ma ne kon am na leneen lu ma sasaat mooy càmbar xalaat école bi nag feebar bi mu feebar ndax ñun la wala ndax système bi la école bii ñu nekk mu Ndiaye Thiaw école à double flux la mooy école boo xam ni xaaj bi dañuy xëy si ñiy gont si bu subaa ñi gont si woon xëy si ñu xëyoon gont mooy école à double flux ñu ngi 1200 élèves 600 di xëy si 600 di gont bu subaa 600 yi xëyoon gontu 600 yi gontoon xëy école à flux unique monsieur Cissé càmbar na ndax jaar naa ci mathématique tuuti ñoom am na dans la semaine 29 heures de temps 29 heures de temps la ñuy jàng dans la semaine les école à flux unique école bi nga xam ne day xëy di gont du double flux ñoom dañuy xëy ko gont am nañ 29 heures de temps école à double flux l'élève a 20 heures de temps dans la semaine ñu am gabu 9 heures de temps dans la semaine kii xëy ko wàcc école flux unique il a 1044 heures dans les 9 mois d'année scolaire 1044 heures élève bu nekk double flux il a 720 heures dans l'année scolaire maître bi koy jàngal moom élève à double flux bi maître bi koy jàngal am na 1440 heures dans l'année kii jàng flux unique bi am na 1044 heures ñoom ñaari maîtres yi kee ëppali na ko 396 heures de plus te moom élève bi muy jàngal 720 heures la am année bi ki koy jàngal am 396 heures de plus que njëli te ki muy jàngal amul 720 heures mu nekk ci état boo xam ni dañ ne l'enfant a droit à l'éducation de 1 ñu am le même programme de 2 ñu am les mêmes enseignants de 2 mais ils n'ont pas le même temps d'apprentissage. Oui, le problème c'est le problème monsieur Cissé c'est le même programme kii war ko tenir pendant 9 mois ci 1044 heures ci le même programme kii war ko jël 720 heures 324 heures dox seen diggante ci année bi kon problème am na fu kii mën a vider continuum le programme ci 1044 heures kii bëgg fa vider le programme ci 720 heures dama ne y a problème déjà inspecteur wax na ko mais fekk na ñam ko ñun on a 2 Moundiaye Thiaw Moundiaye Thiaw A c'est le Moundiaye Thiaw qui abrite le corte A Moundiaye Thiaw B c'est le Moundiaye Thiaw qui abrite le corte B kon on a 2 écoles ci 12 salles de classe benn lu lépp amee on a ko 12 enseignants ci 12 classes amuñu suppléant yaa ngi may dégg bu mel ne absenté ñaari classes yi absent ñoo du jàng corte A du jàng corte B du jàng ngoon fekk ci li fi nekkoon kon y a problème kon loolu jar nañu càmbar ko baax a baax ba ci des naw naa ko dañ ko ñëpp bàyyi xel macha allah jigéen ñi mention très bien ay jàngalekat ngeen ñu baax ngeen yéen góor ñi yem képp ndax jàngalekat ma amul góor amul jigéen ñëpp ko maa def mais yéen a gën a exposé wu par rapport au problème de santé congé maternel mi ngi fi congé leneen mi ngi fi ménage bi mi ngi fi seen njaboot gaa ngi fi kon yéen a gën a ëpp manque de temps par rapport ak góor ñi kon bu jigéen demee nag ba ëpp manque de temps ak par rapport ak jigéen alsaan nga yor école bu toll nii
yoroo lu 12 jàngalekat fukki yëpp di ay jigéen am nga contrat de temps fukki jigéen lan am ak ñaari góor tey bu xëyee ménage yi mën na am lu tax mu mën a ñëw maa doomam feebar mu yóbbu ko hôpital c'est forcé loolu du volonté yëpp maa ma yor bébé war koo nampali maa tey ménage yëpp am lu xew lu tax mu daw fekkee njaboot ga si kër ga ci biir kaar bi jàngalekat toog nañ 2 mois soog am ko remplacé école bi flotté kon problème yooyu bu amee ci école forcément nañ ci waxtaan nan xool nu ñu ko mën a renforcer kon ci système bi moom lañ teg baaraam waaye gàcce ngaalaam jàngalekat yi gàcce ngaalaam yéen ñi fi nekk dama koy wax jaajeen jëf mais liñ leen teg moo mënta nekk liñ leen teg mu 10 même programme bi la jox ak kee am 1044 heures ci année bi yow nga am 720 heures ah loo caravage monsieur Guèye monsieur Diop am ndox mënoo ko nit kese nga te fekkoon da ngay jàngal 720 heures yi dem noppalu ji au moins mais da ngay jàngale kii 720 heures jàngale kay 720 heures yow si boppam yaa ngi ak 1440 heures yoo war a jàngale divisé en 2 cohorte A 720 cohorte B 720 mënoo ko plus les heures de renforcement bu njëkk maa ngi daan def jàngale joxe benn matière tey bu soo ñu xëy dàbbali mais amu leen temps dàbbali amu leen temps xëy nokk ko saat ko kon ma bëgg nañ ci xalaat bi si des it faw ñu jàppale ñu si réflexion bi ñu mën a am yàlla ressource additionnelle yooyu faw ñëpp xalaat ñu mën a fexe ba école bi am xaalis ku gis école bi jàng na mais école bi am na problème interne am na lu ko war a yor danay jàngale war a am ay matériel pédagogique école bi dafay am mbalit xoolal arrosage xool fleurs yi war a am entretien ñu ngi fi 36 ordinateurs yu ñu yor dernier cri mais amuñu lu ko gérer ak yu bëree bëri yoo xam ñu ngi fi ki ko daan fay pendant 5 ans contrat ba jeex na waaye mais école gazon bi xale yi mënuñu ko bale loolu lépp laaj na ñu taxaw ci teen bi an waay jet n'est-ce pas lam d'eau bi am na 6 mètres lan 6 mètres 06 de mètre de lame d'eau am na ci teen bi ñu ngi ko ubbi xale yi di ci naan mais ñoom bi ñu en tant que technicien ñu ne ah l'eau peut être potable et ne pas être buvable c'est pas chaque eau potable est buvable yaa ma wax loolu kon nan ko analyser xool est-ce que élèves yi war nañu mën a naan ci ndox mi wala waruñu ci mën a naax dal lu mu laaj te ñun ba ñu ubbee naan ah alhamdulilah di xale yi naan ndox mi laab tey laabal moom la suñu bi wax kon loolu ay lu ñuy xaar la kon du ma sori ci réflexion yi xam ñu ngi xaar en tout cas maa ngi invité ñëpp si buñ ko demee ba waxtaan ci ñu dugg ci atelier yi indi seen xalaat synthétiser ko bàyyi amul kenn ko xam xem nañ ci xalaat ci loolu di nuyu itam waa union des CGE monsieur Samba ngi ni toog doyen keneen ñëw na ñu xool ñu suñu secteur bi lu ko war a jëmee kanam Moustapha Ngom wax nga ma ko démb waxoon nga ma ko yéen waa CGE bi da fas naa yéene fu ngeen geesoo léegi ñu seen ñu ngi leen di jaajëfal waaye dara tax ñoo juglu accompagner leen waaye jàppale leen ñu jàmbar xeebu ñu liggéey kenn waaye bëgg na ndaw ku ne bëgg naa jël ndam démb gis naa ay ponkal yu ñu sëgg di dóorante kurpeñ seen kanam yi di dóorante kenn nangut ak gëstu tax bëgg am ndam ñu ne tolluñu foofu bëgg na am ndam kon li ñuy dóorante mooy gëstu ak xalaat ak teg ko taabal ci suñu combat dëgg du kurpeñ mais xalaat la ki nga xam ne tey bu dee taxawoon nga ne ko bàyyil ma dee muy sa doom kon fi nga ko dugal da nga koy xam ñu ngi ko jox da nga leen di xam le temps d'apprentissage est insuffisant le temps d'apprentissage est très insuffisant par rapport au double fixe nañ ci xalaat ñu ñuy fexe ba wut ay cours de renforcement dimbali xale yi nekk en classe d'examen mais surtout dimbali yi nekk en classe de CI parce que mënuñoo bind xale bu toog CI amul temps mënu bind mënul dara ngay bàyyi muy jàll ngay bàyyi muy jàll ba sem da nga ne élève bi dafa niil ba mu niilee yàgg na da xam nañ ko man kar niil ko fa lay mu niilee seet nañ leen dimbalee ci loolu kon du ma sori di jaajëfal équipe bi nga xam ni moom Pape Moussa Gueye moom Mansour Gueye xam ne Mansour mii tey toog comptable la ci gestion école lépp lu jóge ci gouvernement dem ci école bu mën a doon bokk na ci ñi muy jaar seen loxo lépp lu école di defar ci au niveau national bokk na ci ñi koy saytu ñoo ànd bokk liggéey bi Pape Moussa fi la jóge di comptable ciment di Sahel
mais ba biig la fi jógee 1h du matin à 9h si guddi dem Dakar embouteillage téeloo nga yi fi Youssou Ndour yooyu 4h du matin la jógaat Dakar téeloo dafa xëy fajar ñëw ñu bokk liggéey bi jigéen ñi limaali ma leen ak mboolem les anciens de l'école taxaw ñëpp liggéey limaali leen kon bis bi moo leen ko jaral nag li tax bis bi am nañ ko def. bon asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam di rafetlu aussi jataay bi di féliciter président Mbissane ci engagement bi mu am vis-à-vis de l'école di nuyu tamit sunu frère Goro Faye Ndiaye mi nga xamante moom lañ fekk sunu doyen Samb monsieur Samb ak ñi nga xam ne fekk nañ si jataay bi yëpp vraiment tey sunu xel dafa dal parce que je pense que ñun bokk nañ si ñi njëkk a ñëw seet si école bi fekk fi directeur parce que avant bu dul lii sax du politique moi je suis le président de la zone 2 dans le cadre du mouvement associatif école bi fi leen doon réunir avant bay nekk président zone 2 bay wut siège ci biir complexe bi moo tax bi ñu ko réfectionné ñun tamit il faut ñu ñëw jaajëfal directeur parce que tamit vraiment école da ko du mettre à notre disposition heure bu ñu bëggee réunion zone dañ ubbi classe yi di fi réunir kon donc jaar na même bu ñu amee siège ñu ñëw ndokkeel ko ci loolu beneen bi tamit vraiment di féliciter Baara parce que man Baara miinu ma ko mais ku ma naw la parce que li mu def fii parce que au niveau de zone nord y a enn Baara daal mais moom mu am courage ñëw et fa mu jàngi woon mu defar ko man loolu dafa nekk ci jikko yoo xam ne dama koy naw ci doomu aadama politique bi ñuy dugg chaque jour dama koy wax su ma yor na ay milliards yàlla xam ne du ma politique parce que xam naa li askan wi soxla parce que dañuy dugg ci dëkk bi fu ne dañ fay dem kon donc bu ñu gisee koo xamante au moins malgré lu bien yi am yi da ko ñëw investiraat ko ci askanam vraiment ñun mënuñu lu féliciter ko di féliciter tamit AB yi ñu fi nekk fii yëpp ku mel ni Pawad gis nañ li muy daj ci école Medina Fall Cheikh Ibra je pense que moom bokk na ci amoon projet comme bu mel nii mais ku ne xam ne wàllu politique nu mu tëddee ba tax lu bari yàqu ca mais taxul mu découragé ba léegi mi ngi li muy boole ay déebam ak i Dakaaram yëpp pour que loolu mën a sotti kon donc vraiment ñun côté boobu ñooñu moom dañ leen ci gërëm bu baax Mbissane nag li mu def lu am solo parce que ñëw na ci école bi ku fi dikk macha allah ci taar mais ci résultat scolaire boo xoolee parce que ñun dañuy suivre kii xam ne des na lu bari ca biir diagnostic gi mu def ñun sur biir programme dafa am lu ñu ci indi parce que boo xoolee quantum horaire bi fii problème bi ci ëpp loolu parce que école à double flux en général xale yi amuñu temps d'apprentissage indi leen jox ci heure dafa tuuti moo tax ñun sur biir programme bi ñu def ci liñ ci indi li nga xam ne concerné école parce que am na loo xam ne peut-être mën na bañ a concerné école bi mais mën na concerné école zone nord yi mais ci biir quantum horaire ñun dañu bu si yàlla dogalee ba ñu jot maire li ñu njëkk a def mooy que ni ku ne xam ne ni école élémentaire xale yi li leen ëpp li gën a nekk seen problème mooy acte de naissance yi bari na élèves yoo xam heure bu ñu àggee CM2 daa am problème parce que amuñu ay kayitu juddu mais problème boobu en tant que maire loolu dañ koy jël en charge que ni chaque début dañuy organiser ay audience foraine fexe xale yëpp dote leen de pièces d'acte de naissance yoo xam ne au moins problème day teg beneen bi nag par rapport ak quantum horaire bi ci seen biir programme par rapport ak budget bi nga xamante ni mairie am na ko wax na ne am na pàcc boo xam ne dañ ko cee bàyyi pour loolu les lundis soirs yi nga xam ne xale yi duñ ko dem école les mercredis soirs les vendredis soirs les samedis soirs loolu mairie bi moo ko jël en charge jël ay enseignants yi nekk ci école bi au moins mairie bi di leen motiver pour ñu jël xale yooyu ñu mën a rattraper heure yooyu kon donc sur ce ci côté boobu moom ñun fekk nañu loolu ñu prévoir ci loo xam ne tey maire mën na ko parce que man su ma waxee di maire man nag man je suis un agent du trésor public xam naa lan la maire man ak lu maire mënul mais problème yi problème de volonté la moo fi nekk il faut ñu wax affaire yi ni mu demee Thiès ku ne xam na ni ni mu tëddee que ni maire yi am na yu bëri yoo xamante ni mën nañ cee jàppale askan wi mais dafa des lu bari te ñoom ku ci nekk dama koy wax ku ci nekk sa yëfi bopp fexe nga mu jag mais lu askan wi moom ba léegi dafa sooxe loolu il faut loolu constaté loolu du man rek mais constat bu ñu def la Thiès 3 communes yëpp boo demee on a fait ce même constat kon donc si côté boobu vraiment si li jëm si école daal vrai bëgg nañ am na yeneen volets yoo xam ne peut-être concerné wu école parce que yu mel ni ay facture d'eau yi xam ne école yi am nañ ko suñu biir programme dañ ko jël en charge mais école bi amul problème boobu am na école yoo xam ne seeni facture d'eau sax dañ koy seen ndox sax amuñu ko parce que ndax la
APE mun nu jël en charge di fay facture ndox yi facture courant yëpp ñu bàyyi ko école yooyu suñu biir programme ñu doon koo jël en charge ba nga xamante ni buñ ko yàlla dénkee au moins école dootu fay facture ndox école dootu fay facture courant loolu bokk na ci mais am na ci yoo xamante ni vraiment comme ni ma waxee bari na ci loo xamante ni mën nañ ko mais comme ni mu wax bëggul ñu jël temps bi yëpp mais daal ñu xam ni daal ñun suñu biir programme jël nañ en compte école parce que ku ne xam na ni mooy base u lépp. di dellu di nuyu ñëpp te bi ñuy liggéey gis nañ ni aussi am na ñoo xam ni Mbissane jotoon na leen invité mu bokkoon ci ñi nga xam ni dañ ñëwoon dañuy dagaan baatu askan wi ci zone nord bi ñuy dem nag di liggéey ba ci biir am na ñenn ñoo xam ni après la ñu ñëw comme niñ ko defalee aussi ñenn ñi ñu bëggoon ñoom seen représentant bu ñëwee mu sànni ci ay kaddu ñaari minutes rek bu ko defee ñu war a mën a àggale avant ñuy jox les rapporteurs là bu ko defee ñu res ci ñu seen liggéey bi nga xam ni jot nañ ko def ndax je sais que ni des pistes de réflexion nit ñi dégagé nañ ko donc xam naa lépp li fi aussi réflexion sax mënul jeex mais comme des pistes ont été dégagées teewul après day am des commissions yoo xam ne après dañ leen di jox liggéey boobu te mën naa am sax aussi ñenn ñi nga xamoon ni bokk nañ ci yenn ateliers yi aussi ñëwaat foofu te bu boobaa aussi day wane ni liggéey bi bon entamé nañ ko day continuer quoi donc sans plus tarder donc bu fekkee représentant kii ñu ngi fi quoi mu ñëw jàll. ñoo ngi jéglu di ziar ñëpp ok d'accord. ñun ñoo yoroon environnement scolaire di saytu li nga xam ni moo war a jàppale directeur pour mu mën a doxal li des ci at mi am na déjà tardement am na mooy lii lu ñu woon def avant ouverture la mais ndegam wees na te mootul nag ñu saytu li nga xam ne moo des ci at mi li ñu soxla ñu ni lii lañ soxla ñu jox ko misaal ni ko lii bu ko directeur amee li mu soxla lépp ci at mi dina mat te mën na am résultat yu baax am waaw loolu nag bi ñuy toogee xayma jàpp na ni soxla nañu weer wu dee benn yendu boo xam ne bii dinañ def genre test comme ni ñuy def noonu comme ni ñu ko defee Cheikh Ibra def examen genre examen parce que booy tàmm ko léegi quoi mooy li ñuy tàmm ba ñu def examen essai ñuy def ko yendu enseignants yëpp toog 12 enseignants yëpp toog ak directeur ñu def situation xool fi nga xam ni moo am faay magi enseignants yi nekk ci école yi ne mën a wax ñeen ñi ni leen léegi lii cycle mooy yenn yooyu lu am solo la ci xale yi dugal nañ ko ci biir direction aussi bi am manqué na am na photocopieuse mais amul imprimante dugal nañ ko ci papier raam yi école da ko war a am mais école bi amu ko te mooy tax xale yi tàmm curriculum bi ni muy fonctionner il faut ñu am papier raam yi doy pour mën ko def diggante ndox mi ak électricité bi nga xam ne dañ koy fay tamit mi ngi ci biir comme ni ñuy waxee nag ni résultats yi baaxul nu ñuy def ba résultats yi baax nu ñuy def ba motiver enseignants yi ba nga xam ni dinañu yokk seen temps comme ni ko misaal doon waxee temps bi doyul ñu yokk ci temps ba nga xam ni jàppale xale yi ba nga xam ni bu fi examen ren moom CM2 bi lañ koy def mais déwén dinañ jéem wut yeneen mooy yoo xam ni dañ ko mën def chaque fin de cycle maanaam CP fin de cycle CE2 fin de cycle CM2 mais ndegam ren li ñu bëgg mooy am résultat ñu jël bu ren bi rek fexe motiver enseignants yi nekk ci CM2 bi ginnaaw loolu matériel bi tamit bi nga xam ni moom la directeur yor ci bureau ni muy fonctionner bëgguñu dara manque ci parce que ba tey rek mooy système bi ñuy wax ni matériel dëgg-dëgg bi curriculum bi laaj mooy nga am imprimante am ordinateur am photocopieuse muy dox chaque jour loolu dafa laaj entretien am na koy entretien loolu tam dugal nañu matériel bi ci biir bon douche yi waxtaan nañ ci ba jubóo nañ ci kàddu ni amuñu xaalis bu ñu ko mën a fayee di jël ménagère chaque instant jubóonte nañu ni directeur dina sensibiliser classe yëpp di CE2 ba CM2 muy juróom-benn classe bu ne mën a jël chaque jour raxas pour douche yi jaar yoon mais nag loolu gratuitement mais moom dina xool ci enseignante yi nekk ci école bi kenn koo xam ne kii responsable la muy bàjjanu école bi mu koy saytu mais matériel boobu tamit dugal nañ ko bu nga xam ni madaar ak javel du fi manqué ci at mi yëpp chaque jour ñu mën a raxas distribution d'eau tamit mooy li ñuy wax rek garab yi xool nañ ni
nawet ba nawet lay am ndox te ndox mu bari ci biir école bi te ndox mu dul jeex la mais dañ ko utiliser wu nañ ko utiliser def nag benn distribution d'eau ba ay canalisation ba nga xam ni foo taxaw ndox mën faa génn loolu tam dugal nañ ko ci biir ramassage ordures yi comme ni ñu koy waxee rek même chose comme nga gis boo xoolee kii baa ngi fees del ñàkkul ci koñ bi koo xam ne kii doom a ngi fiy jàngee ñu xool le minimum chaque semaine mu jaar fi ñaari yoon ñetti yoon jël mbalit mi tuuri dugal nañ ko. directeur tamit am na matériel yoo xam parce que ñun boo xoolee ñun comité de gestion ay genre bàyyi faalu directeur lañu ay soxlaam la ñu war a def lépp mat pour mu mën a jaar yoon. am na budget de fonctionnement bu muy def moom it yoo xam ne li muy déplacé wala dem ci góor a fay wala yóbbu wuti def fa dëkk dem yeneen kii yooyu yëpp mi ngi ci biir. boo xoolee lépp ak tableau d'entrée tamit école bi xool nañ ni man ngaa romb sans xam ni école mun jaacoo la boo fi dëkkul tableau boobu dugal nañ ko. bi ñu saytoo léegi lépp bi ñu saytoo lépp 1,5 million lañ soxla fii ak at mi jeex bu ñu góorgóorloo ba mën koo génne misaan xam naa moom. rôle am la mooy war a xool moyen nu muy def ba am ko mooy li nga xam ni bu fekkoon def nañu lii avant école du ubbi dañuy woo parents yëpp comme ni ko ins waxe sànq kenn ku ne joxe 1500 ba 2000 pour lii mën a am mais ndegam loolu wees na misaan am na connaissance bi am na relation bi mu jéem xool ak koñ bi nu muy def ba dajale 1,5 million yoo xam ni CG da koy yor pour mën a fonctionner at mi yëpp li des. mooy xam nag day jël asaan xool réseau ak seen promotionnel ñi mu nekkal kenn ku ne loo ci joxe ren loolu ren la mais bu yàlla defee ñu def ko ren mu jàll bu déwénee moom doo dem feneen da ngay fexe jël comité bi yëpp kenn ku ne joxe participation comme ni ñu koy defee ci yenn école yi mais lii exception la ren comité bi di xool na ni lii moo jaadu soxla nañu daal 1,5 million lii daal moo doon li ñu saytu ni bu ko école bi amoon lii yëpp dinañ ko mën a saafara. moom mooy suñu kii bi ñu def atelier bi ñu doon def léegi daal waaw ok jërëjëf. jërëjëf Pape loolu am na solo gis nañ ni daanaka lépp loo xam ne daal ay problème la gis nañ ni tënk ngeen ko foofu waaw léegi dinañu xool aussi nu ñuy def ak aussi comité bi nga xam ne après dinañ ko teg ni ñuy boolee problème yooyu ak problème yi comme ni ngeen ko waxee école mi ngi. déjà comme avancé na ñu xool yi nga xam ne moo gën a jàmp ñu xool nuñ koy saafara daal ci ni mu gën a gaawee donc sans plus tarder bala maa dugal keneen ki léegi ki nga xamoon ni moo nekk en mouvement envoyé les bâtisseurs bon pour 2 minutes comme da ngeen nekkoon ay invité comme ni ko fi gars yi defee aussi pour 2 minutes ñi bëgg a xam aussi ban programme aussi yéen moom ngeen taxaw jagleel éducation quoi bi ndax local yi ngeen di xëccoo quoi jërëjëf am. di leen xamal ni doyen est un bâtisseur parce qu'il appartient à Gox Yu Bees la famille Gox Yu Bees avec Alliance des bâtisseurs. Je suis la tête de liste de la coalition Gox Yu Bees proportionnelle maa ngi ziar ñëpp di xamal ni éducation mun nañ fi def ay semaine di ci wax parce que c'est une compétence décentralisée. D'ailleurs l'État avec la lettre de politique sectorielle de l'État pour l'éducation daf ko jox doole ju bëree bëri loolu président Moulay Seck def na ci programme bu mag a mag boo xamee ni jël na ko en compte ba tax na pour moom diagnostiqué na ko lu yàgg di topp état ci phase am yëpp à travers le PDF le plan décennal de l'éducation et de la formation PDF 1 PDF 2 par ñu parcourir ko comme ni ngeen def ni ñu analyser ko xool les programmes que l'État a mis en place muy le PALM programme d'amélioration de lecture et de mathématiques dans les écoles élémentaires. On a parcouru cela aussi. On a parcouru aussi le paquet, le programme d'amélioration de qualité et d'équité et de la transparence pour la gestion de qualité à l'école élémentaire. Le président Moulay Seck aussi a senti le mal que vit l'école parce que soo leen xoolee li ci am solo mooy fexe ba sunu niveau intellectuel et niveau académique u élèves yi yokk
population yi loolu moo leen si ñor améliorer les cadres de vie loolu xalaat na si parce que déjà mi ngi xalaat ni heure bu demee mairie ba jot mairie bi compétence boobu da koy respecter dooleel ko parce que à Médina Fall d'ailleurs soo leen xoolee taaxi kaw Kër Cheikh Kër Ma El Hadj soo leen xoolee par rapport ak yeneen zones yi zone est zone ouest ils n'ont pas ce problème de double flux d'ailleurs l'inspecteur est là il peut confirmer donc la zone nord est confrontée à ce problème donc nous en sommes conscients et que nous avons pris acte cela veut dire que dinañ ko gën a dooleel école fii dinañ jéem a xool nan la ñuy tabaxee en hauteur dinañ xool aussi l'espace foncier nan la ñuy def ba sedd ci école ay espaces yu gën a yaatu pour mën a tabaxaat ba nga xamee ni école yi dinañ désengorger le rythme que nous vivons comme ça les classes de 120 élèves 130 élèves moi-même j'ai vécu ça parce que j'ai été enseignant créamais tout récemment que j'ai quitté les classes il y a 2 ans. Maintenant, je suis directeur d'école à l'école Serigne Assane Fall 2. Et cette réalité de double ici est en train de nous guetter. Parce que l'année dernière, on avait une classe de flux et que cette année aussi, ça se répète. Et que pour le président Moulestek soutient vivement l'école sénégalaise. Merci. Merci, M. Mbaye. Donc, comme nous l'avons dit, léegi nañu bu baax ni école comme transfert comme compétence transférée la comme yeneen yi donc te gis nañ communauté bi aussi ni muy yokkoo rythme boobu daal fi mu nekk daal di point de vue construction ak yooyu daal des na waaw léegi pour continuer on va donner la parole au rapporteur du deuxième atelier. On a d'abord parlé des problèmes. Pour les problèmes, on a ici un effectif pléthorique, insuffisance du personnel, donc manque de suppléants. Donc à l'école, il n'y a pas de suppléants. Problème de coaching aussi, la responsabilité de l'État, la non-implication aussi des parents d'élèves surtout. Et maintenant, pour les solutions, donc, on a proposé donc de donner beaucoup d'exercices aux élèves, de trouver d'autres enseignants. On a aussi parlé du PAV. On doit aussi parler du PAV avec les parents, donc discuter avec eux. Maintenant, organiser aussi des journées portes ouvertes, booster les enseignants, bien choisir les personnes qui font les cours de renforcement. Donc ces personnes-là doivent avoir une bonne formation. La participation aussi des parents d'élèves, donc côté financier, une participation financière. Il faut aussi renvoyer les élèves qui refusent de cotiser. Maintenant, on a proposé aussi la construction en hauteur, faire sortir les élèves qui n'ont pas de niveau, donc pour que ces élèves-là puissent suivre une bonne formation. Bien gérer aussi le double flux avec un bon coaching. Aider les élèves dès le CI. Maintenant, on a dit que le système a besoin donc d'enseignants capables de transformer le milieu, c'est-à-dire l'enseignant doit être capable, donc il doit être apte donc et doit maîtriser le programme. Les parents doivent accepter de payer les renforcements. Les enseignants doivent être appuyés aussi. Donc, trouver des ressources pour motiver les enseignants. Essayer d'éradiquer le double flux. Et aussi une collaboration parents-enseignants. Donc, voilà donc, ce que nous avons retenu donc, dans notre atelier. Donc, comme vous avez eu à le faire, donc c'est des documents qu'une commission qu'on va créer qui va, par exemple, s'en charger. Et c'est par exemple à partir des pistes de réflexion qui ont été dégagées aussi les approfondir et aussi essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et je vois qu'il y a certains points qui ont été soulevés et sur lesquels par exemple l'inspecteur est là et il peut apporter. Monsieur Sam, donc des problèmes ont été soulevés comme il l'a dit. D'abord pour le groupe 1.
D'abord, il y a des suggestions, ce que je peux appeler des suggestions, comme l'évaluation des défis. Ça, c'est pas à l'inspecteur peut-être d'organiser la journée, mais je dis que c'est important que les parents s'engagent pour organiser des journées d'évaluation, parce que l'IEF a mis en place un dispositif. On évalue les élèves chaque mois par le concept défi. On l'appelle défi. Mensuellement, l'élève fait un test qui ressemblerait à l'entrée en 6e. Et cela, tout le monde sait que le problème n'est pas dans le fait que les élèves font ce défi, mais l'évaluation et les remédiations. Et quand on n'évalue pas bien, vous faites que càmbaruñu bu baax xale yi li ñu def duñ leen mën a proposer ay pistes yu nga xam ne de remédiation yu efficace. Kon il faut xale bi maître yi toog corriger am temps wu toog def correction bi càmbar correction bi xam xale bu ne fan nga faible ñii mathématique la ñu faible ñii français ñii en éveil bu ko defee ñu jël loolu xool nu ñu mën a defe benn dispositif pour jàppale xale yooyu. xam nga kon loolu bu fekkee ni enseignant bi dafay xëy di wàcc nga def loo ko défi mu pare ci temps bu ndaw nga ni ko corriger mu pare correction bi joxe ñu génne résultat yi amul temps wu toog pour càmbar résultat yooyu lana ci baax ak lu ci baaxul ak fu xale bi sooxe. ku ne xam na ni temps kenn amu ko xat na lool te it enseignant bi comme ni ñuy wax parce que am na groupe bu dugal motivation defe naa c'est le même groupe. Enseignant bi bu ko kenn motivé wul moom dina génn wuti motivation moo tax nga gis ñu naan enseignant bi day xarmat mais xarmat dañ ko jiiñ enseignant bi rek mais defe naa docteur baa ngi xarmat ñoom ñëpp a ngi yor seen i clinique parce que ku ne yaa ngi wuti foo mottalikoo maintenant bu fekkee la mu nar a mottalikoo gis na ko ca école danaa naa toog ndax xëy na peut-être parents yi dajale nañu seen dërëm seen ñaar dërëm au lieu may dem di ko defi feneen après midi bi moom naa ko toog ci école jox ko école. Parents yi def nañ mettre nañu à l'aise créer nañu condition pour ñu toog yendu kon nañu toog bu kenn ñibbi bàyyi nañu gedd suñu añi kër dinañu añ fi dinañ fi ataaya dinañ am temps wu corriger convenablement mais aussi càmbar résultats yi proposer ay pistes de réflexion. kon loolu muy wax am na solo trop bu fekkee ni parents yi mën nañ ci engagé wu pour def loolu lépp pour aller vers de bons résultats. Maintenant vraiment damay saluer vraiment le travail de ce groupe parce que li ñu wax yëpp lu am solo la par rapport ak imprimante yi nga xam moom la ñuy dugal rame de papier loolu dañ ko soxla léegi parce que dañu bëgg format épreuve yi xale yi di def bu njëkk da nga daan dagg double feuille rek xale bi def ci essai. léegi nag comme machine yi am na dañ leen bëgg a defal épreuve yu nuroog ya ñu war a def ëllëg entrée en 6e xale bi du dépaysé wu buñ ko joxee feuille rek dina ne lii tàmm naa ko def classe pendant des mois. kon dañuy nekk à l'aise pour mën a exercer wu ci loolu moo tax ñu bëgg léegi école di am assez de rame de papier am imprimante loolu yëpp pour xale bi mën a di def entraînement kon dañu changer un peu de paradigme moo tax ñu ne il faut que comme école bi delloo nañ ko askan wi na askan wi xool li école manqué ndax état tabax na école état wut na ay enseignants état wut na ay table banc mais état comme on dit ne peut pas tout faire buñ ko xaaree. Suñuy affaire dina sooxe moo tax il faut ñu dugal ci suñu loxo bu ñu bëggee suñuy enseignement apprentissage dox ndax école publique nit ñi souvent dañ ko bëgg a def école boo xam ne nañ ko bàyyeeg état wala bu ñu fa jaar alors que ñi nekk dans le privé ñu ngi jàpp bu baax ci seen école di ci def la ñu mën parent ba di contribuer bu baax parce que dañu xam njariñ la ca xale ba war a jëlee. kon ki yóbbu sa doom école ni maa ko moom ëllëg xëy na buy liggéeyal état it daanaka man lay gën a yor sama koñ lay gën a yor. tey jii comme ni ngeen ko waxee am na ay dignes fils du quartier ñu nga xam ni xëy na ñu ngi defal état mais ñu ngi defal bu baax seen koñ ñu ngi defal seen ay waajur kon normalement war nañoo contribuer pour que xale yi aussi am niveau bu baax donc loolu aussi am na solo trop. beneen bi ci des c'est par rapport au ramassage des ordures loolu aussi defe naa dafay jar rek ñu am benn système bu nga xam ni. comme ni ko ñenn ñi waxee mën na nekk sax la population wax leen ni dañu bëgg ngeen dugal seen loxo ci école bi parce que non implication des parents ñëw na ci groupe 2 bi parent bu impliqué wul ci école rek ci jamono ji ñu toll école ba faaw mu sooxe bu ñu impliqué woon nag comme on dit quand les poules font bloc elles font reculer le renard. donc li till di rëy ak am doole bu poules yi booloo bu ginaar yi booloo ba nekk jàll dañ koy puus mu daw.
loolu adage la bu tubaab di wax waaye dafa gis ni mbooloo mooy doole rek la ñu bëgg a ñëw wax foofu ni bu ñu booloo nekk aw say vraiment dinañ mën a régler lépp lu taxaw ci sunu kanam. beneen bi gën a am solo mooy il a fallu que sax maam Cheikh wax defe naa enseigne ou ngeen tudd ko ma doog a siggi xool ni effectivement kon école bi amul enseigne c'est vrai que nee naa dafa daanu d'accord donc loolu aussi nee naa Baara le partenaire numéro 1 defax na ba pare am na ñeneen ñu ñëw ñooñu nag ñooy def l'accompagnement ndax defe naa ku la defaral sa kër ba mu rafet nit bu ñëwee defaral la kër ba mu rafet bàyyi la fa xanaa doo xaar mu ñëw réparer la ko vraiment di nga war ni kër ga nag comme defaral nañ ma ko ba mu ni booy naa ko entretenir. Très bien léegi nag kon loolu aussi day nekk dafa bokk ci loo xam ni priorité la pour bu fi ñëwaatoon di visiter sax ni waa mais ana panneau yañ fi sampoon bu boobaa it dañ naa dafa mel ni kon amul. ñu saytu ñoo xam ne da am comité de suivi pour dara bu yàqoo ci biir semaine bi ñu jéem a xool lu ko defar ñu daat koy sampaat. noor laay wax sax mooy feebar bi. Des fois dinaa dem ba damay poser le problème même au syndicat bu ñu ñëwee des fois wax dara ma ni leen di ngeen wax lépp des fois ba mu des lu doxal jàng mi bu ngeen ñëwee xëy na di ngeen wax lu leen arrangé mais système bi war ngeen a xool parce que yéen am na nu ngeen di waxee ak état déglu leen defar loolu parce que bu boobaa dina ni syndicat yi kat nekk wuñ fi kaas rek ndekete xale yi soxal na leen kon comme xale yi soxal na leen nañ leen gestu xool li nga xam ne bëgg nañ ko parce que seeni moroomi jàngalekat ñoo nekk ci classe yi liñ ciy daj man mii de xam naa ko parce que damaa def Kayar yore fa double flux moom boo ko yoree sérieusement ni nga ko war a yoree weer boo ko jàngalee foo tëdd maanaam bu ñu la yeewul di nga biddanti parce que surtout CICP parce que ba damaa ñëw fekk ñu bàyyil ma fa CI bu ndaw 115 élèves ni ma foog nga def ko ñaari corte boobu maa ngi jógee Fuuta am ay 27 élèves 28 élèves bi ma dikkee jommi laa njëkk a def ni lii xaw ma nu ma leen di gérer ñii ñu diviser leen en 2 groupes ñuy xëy ñuy gont da ngay dem ba yow ci sa bopp sax pour nga xàmmee corte yi sax problème la que di nga dem ba am élèves yi comme élèves u zone Kayar ay CI lañu xamuñu ñooy xëy wala ñooy gont di nga jekkam yàgg rek am ñu ñëw ci corte ba lañ bopp keneen laa la monsieur kii bokkul ci ñun de nga doog koo génne te man nga def sa rappel et tout mu toog ci biir du wax dara man nga def woote ba pare moom mu noppi ñañu toog waaye ñu ne monsieur kii bokk ci de te bële la bokk donc coono la woon boo xam ni il a fallu nga vivre ko doog a xam li ci nekk. dem ak ñoom ba peut-être ñu nekk sur les rails mais teewul yow ci sa bopp di nga sentir coono boo xam ni te xale yi du ñu jàng lu doy parce que li ngay bëgg a def yëpp nga dul mën a def. mais dañ ko koy defal des fois pour 1 an wala pour 2 ans. mais malheureusement bu ñu fa demee ba faju ba wérit duñ nangoo ñëwaat ku ci xas a dem surveillance moom defe nga ni foofa ngay toog. ba tax proviseur lycée bu Amary Ndak même son censeur mos na ma wax ni ma waa inspecteur yéen xanaa soxlawu leen jàngalekat yi muy liñ ci yor dafa bari ba xamuñu fu leen di def ñoom ñëpp ñu nga fa surveillance léegi nag moo tax ma ne leen bu ñëpp demee surveillance kuy jàngal xale yi donc il va falloir que communauté bii moo am solo gis nga bu ñu taxawee comme l'état nee na l'école c'est l'école de la communauté na communauté bi des fois taxaw waxtaan comme réflexion yi des fois def benn point de presse bu ndaw ni bu nu sañoon de l'état fournir nu ay enseignants yu gën a dëgër gën a ndawee parce que naam am nañu jàngalekat waaye dugg nañu mag moyenne d'âge bi 45 ans 50 ans xam nga ni ñooñu bu ngeen leen bàyyee ñoom dong ak ab école war dina mën a sooxe kon ñu ngi wax ministre de l'éducation mu gestu Thiès surtout ci yenn coins yi am na fa ay mag ñu nga xam ni mënatuñu waaye xamuñu nuñ leen di def ndax boo leen génnee duñu jàng xale yi duñ jàng boo leen di génne rek xale yi commencé wàcc di ñibbi léegi loolu nag il faut ñu def benn politique même bu doon 2 at 3 at ñu may dugalal ñu ay ndaw ñooñu ñëw fekk si ñenn mag ñi daat koy étoffer bu ko defee xëy na bu boobaa saafara dina ñëw mais tant que ñu feebar ñu ngeeg ay mag école yu ci bari noonu lay demee jigéen ñi comme on dit directeur yu bari ñëw ni sama école lépp ay jigéen la wala sama école benn góor la am wala 2 góor mais jigéen ñi dañuy demander góor ñi dañuy demander te lu ci ëpp jigéen ñi volet social des fois moo leen di gën a dugal ndax rapprochement de conjoint jigéen ñu ci bari moo tax dañ leen di jàppale ñu ñëw de ce fait bu ñu ñëwee dans la ville gën fee bari it ñooy gën a bari ci école yi
mais dama ni loolu taxul sax école sooxe. am na ci benn année Ibrahima Jacques Gaye am na année bu nga xam ni 12 cours yëpp ay jigéen a ko yore mais ci peloton de tête bi la bokk entré en 6e kon affaire bi nekkul ci góor ak jigéen mais mi ngi nekk ci management bi ci kaw naka la directeur di manager ak naka lay motiver ses enseignants askan wi jàppale ko ci motivation yi bu ñu motiver woo résultat dina am kon loolu aussi laaj na ñu koy seetaat bu baax. Donc la non implication des parents loolu nag mooy li nga xam ne mooy le problème majeur man bu may wax parce que école bu amee ressource dërëmu parents yi mooy tax mu am ressource boo amoon 1000 parents bu ne joxee 1000 francs c'est 1 million xam nga ni loolu yombul toujours nga dem génnee 1 million mais 1000 francs benn parent boo ko waxee ni ko fii ak 1 mois may nañ la pour defar li ci école bi bu bëggee joxe 1000 francs yooyu du ko të pour ci weer wi kon defe naa communauté bi dañ leen a soxla léegi nag yan stratégie la ñuy teg en place pour communauté bi ñëwaat benn exemple laa ciy doxee rek Ablaye Yakhine directrice ba nga xam ne moo fa nekkoon te jóge fa dem surveillant général ba mu ñëwee la commencé càmbar loolu ni ma man de inspecteur problème bi ma gën a am sama école mooy parents yi daal dafa mel ni dañu xaw a sori école bi xaw ma nag lu indi loolu mais dañ ma fi doog a affecté ma ni ko da ngay convoqué assemblée générale fexe na nga ko jaarale ci marché bi marché ba nañ ko yëg na nga dem gisi imam ni ko école bi dañoo gis ni école askan wi la waaye askan wi kenn gisul leen fi damay woote réunion du ma gis kenn te dama fi doog a ñëw bees te xaw ma loolu mu wër dem ci leader d'opinion yi fenn fu ne mu dugg fa ma ni ko boo defee loolu ba pare nga booy wote assemblée générale nga ni leen inspecteur dafa bëgg a dajeeg yéen ma ni ko man dinaa déplacé wu ñëw pour ñu wax ak ñoom mais ba mu defee loolu ba am benn groupe école bi fees parce que fa mu leen bëggoon dugal ci classe sax ma ne na man classe laa leen njëkkoon a dugal mais ba mu ñëwee xajuñu sax ci ñetti classe mu tànt def yëpp ñu toog ñu commencé wax ak ñoom mais ñu ci bari ba ñu jógee la ñu wax dañ ni ñoom xamuñu woon ni maanaam dañoo yaakaaroon ni li ñuy cotiser dañ koy séddale jàngalekat yi am na ñoom jóg wax la ni wax dëgg yàlla man daa delloon dañuy cotiser rek ñu séddale ko jàngalekat yi comme nu ngi leen di fay nag man du ma nangu sama xaalis ñu ko leen koy jox léegi mu ne comme nag inspecteur seen kilifa ñëw nga ma ne leen dafa dem ba problème confiance dafa amoon ci diggante bi te léeg-léeg ci ni ñuy manager école bi la ñaari fan yu ne nga ni nel sa kii na indi 200 na indi 500 na indi tel bu ko defee ñoom ñi ci kër ga dañ naa rek ah waaye kii lu tax bis bu ne ñu laaj ko 200 300 400 soo demee seen maître moo koy laaj. kon loolu moo tax ñu laaj leen ni leen ci at mi ngeen yëkkati 3000 francs joxe ko ni leen am nañu dëkk ak yéen ñu nga xam ne ñu ngi joxe lu ëpp loolu ñu ngi joxe 10 000 francs ci école privée bu école ubbee di ko fa fay par weer yéen nag bu fekkoon par weer lañ leen di laaj xëy na 300 lañ leen laaj par weer bu ngeen ko dajalee léegi mu mat 2000 wala mu ëpp ko ba fii ak at mi di jeex. 300 de xanaa kenn ku ne war na ko man ba kenn ni ah waa man mii de bul ma ko defaloon moo ma gënal ndax man dinaa jaay ca marché bi waaye mën naa di joxe par juróom fukk wala par juróom benn fukk ma ne ko très bien loolu baax na ñeneen ñi waa ñun dañ cee xamul woon loolu ndax ñun ñëpp duñu ay salarié am na ñu nga xam ni boo leen ne deel indi par lii ñun mën nañ ko indi boo leen ne indil weeru dee duñ ko mën a dajale nee na am na ci ku jóg ni man wax dëgg yàlla 2500 yéen ma doon laaj mënuma koo joxee ndoo bu ma dajalee ba den dina mat leneen fekk ko fa jël ko yóbbu mais bu fekkee nangul nan ma moo ma may téeméer indi wax dëgg balaa ñoo mat ñeenti weer wala juróom dinaa joxe matal ma ni mais directrice kooku bindal baax na mais après école ba askan wi dañu ñëwaat bokk ci école bi tellement muy boo waxee mu ne daanaka ñëpp ko cotiser nañu ñëpp joxe am nañu suffisamment d'argent réaliser nañu suñu objectif ba pour la première fois nee nañu def fête de l'excellence booba ñun dem nañu fekke ko du ñàkk defe naa UCG yi du ñàkk am nañu fa teewoon mais fête ba c'était presque une fête à l'échelle de la circonscription fête bu rëy rëy la woon muy sargal xale yi ci seen ay diplôme ak seen i résultats scolaires yu ñu def ma ne leen nag lii mooy askan mu ne lii nag bu ma ko mënee askan wee ci jàpp askan wee ma jàppale ñoo ànd ak man ba ma mën a def lii yëpp résultat ya fa mu tolloon mu yóbbu ko fu nga xam ni keroog ba mu am gagné surveillant général war a dem day ñu def passation day jooy président parent d'élève di jooy parce que moom ci boppam nee na jóge fa sax daf ko metti tiis ko
ki weccoo ba d'accord ba ni xam naa ni lii lu ma war a def la ndekete njariñ la ci sama doom balaa ñoo wax doomam demal jëli ko sax moom dina indi cotisation. kon ñu jàpp surtout rek ni le droit à l'éducation dafa sut droit yeneen droit yi ne biir école yëpp ba waroo ni élève jógal ñibbi boo ko defee comme ni nga ko waxee lépp lu am ci yoon wi ndax parent bi ba mu ko délégué mu jàngi ci la ci pare moom buñ neen école la leen génne lu am lu nekk parent bi sañ naa porter plainte ni waa école ma ko teg directeur la maître la parent d'élève la waaye dañ naa daal waa école baa ma ko teg kon foofu ñu jéem a gën a yaatal parce que waxtaan wi lu muy gën a yaatu ñi ko jotul gën koo jot man am nay parents yuy ñëw ba sama kër mais ñu ci bari bu ñu fa ñëwee du ñëwaat école dañuy commencer di cotiser ji bu ñu ñëwee dama naa leen waaw lii laa soxla boo gisee keneen kuy wax lii na nga ko wax mu ñëw fii day toog moo expliquer ko lépp bam ni ma waaye man loolu laa xamul woon xam nga boo demee fële da ngay ñëw ñun la dina sa doom bu la joxe ba du fi jàngee wax la loo xam ne da ngay mer daal di génn dem ma ni leen ñoom dañoo seen engagement leen ëpp doole rek waaye mbir mi lii la kese bu ngeen ko defee seen i doom réussir bu baax jàmm am ca école ba bu ngeen ko deful it da ngeen di yàq ba yàqaaleel ñeneen ndax doomi jàmbur joxe na waaye sa doom joxewul la fa yor nekk doyul la doomi jàmbur jox mu bokk kook sa doom mais du doy tax njàng ma gën a sooxe kon yaa ngi ameel àq doomi jàmbur ji nga xam ne ban ko laajee moom indi na 3000 kon 3000 booba ak ki bi keneen joxe sa doom bañ a joxe moom dañ koo yóbbaale bul nangu ñu yóbbaale sa doom ci loo xam ne boo nee 300 laa man par weer sax ñu la indi na ñëw li bon mooy du ma joxe ni leen participation communautaire dañ koo bañ ba def ko ci benn texte ni yow mi nga xam ni sa njaboot ak ki njabootam sax newul école dañ ni ko école bi askan wee ko moom na nga fexe ba dugal ci sa loxo même ku nekkul parent d'élève moo tax ñoom dañuy seet ñeneen naa leen dañu bëggoon contribution ci école bi dañu soxla woon lii ñooñu daal di génne seen 5000 wala seen 10 000 dugal ci école bi kon participation communautaire bàyyiwul kenn waaye rawatina nag parent d'élève bi nga xam ne yow yaa nga yónni sa doom mu dem ci école ba kon loolu la ñuy wax ni ñoom dama leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay léeg-léeg comme ni ko IEF di waxee seen xadar ak seen engagement moo leen di yóbbee ñu ne nañ génne xale yi kiiwul na leen génne ñu ñibbi waaye xale ba daanaka moom yoonam newu ci moom bu xasee wax parent ba pare comme yorul xaalis bi te mu ngi war a jàng war a def leçon ak yi moromam nga ni ko kay génn dem ñoo ngi koy frustré ci kanami moromam sax parce que bu sañoon mooy njëkk a joxe xale moom ku ci yor xaalis ñu jox la sax boo ñëwee yaay njëkk a dem ci maître bi jox ko pour wane ni sama papa jox na ma waaye ki papaam joxul nag dina ko metti parce que bu sañoon papaam jox ko loolu it lu ñuy war di waxtaan ak parents yi ni leen bu ñu laajee xale yi indi maanaam dafa am lu muy def xale yi nga xam ne indi wuñu parce que danaa sama papa soit bañ na wala sama papa lu tax papa yi diw joxe te joxewul léegi loolu yëpp nag am na nu ñu mën a waxtaane yow mën ngaa bañ a sax a joxe te ñu ni joxe ga mooy ka nga xam ne xool nañ ni loxoom jotul gannaawam parce que loolu dañ koy wax directeur yi ni leen identifier leen élèves yi nga xam ni seen ay parents seen loxo jotul seen gannaaw ñooñu mën ngeen leen a baal sax inscription parce que bu boobaa comité de gestion bi dinañ xam ni ñii kat koo xam ne bu yeewoo suba pour mu ndékki sax yaay ja dina sonn lool pour jox ko lu mu ndékkee pour dem école kooka bu nee ko kaay joxe it day metti ci moom bu boobaa ñu identifier leen parce que boo dëkkee ci koñ da ngaa war a xam koñ ba ñun de école normale régionale 4 ans yi ñu fa daan def dafay am première année bu nga xam ni ci enquête famille rek lañ lay wax comment faire boo demee ci àll bi pour nga xam élèves yi. yàlla na yàlla fayal ñu leen lii ñu leen woowee Moustapha bari leen bokk adduna du da ngay xam li nga moom ak li nga bokk ak li nga doonul dara li nga moom téel ko sa bopp bokk ci am cër yaa ko sédd bu dul nga am ci la naqari li nga bokk nag ànd koog ñoo ko bokkal te yem sa ak ñoom te maase sa ak ñoom te say diis ak ñoom li nga doonul dara maadu ci ku sàggan na la nga bokk la nga moom yaa tooñ sa bopp ku foog la nga fekk la nga bokk boo ko ëkk bi yow képp doon la ci bàyyi yaa tooñ sa bopp ku fekk la nga doonul dara boo ko ëkk mooy yaa tooñ sa bopp lii na day lu bokk kon xalaat bi yàlla na yàlla fay lu ñëpp fi ngeen jaar ba mel nii yàlla na seen jabar jaar ba mel nu ko raw ndax jar na ko di sant mboolem fu ay jógee nag Fatma Ndiaye mais doom la ci Jëgg Ndiaye ndax magu Jëgg Ndiaye mooy baayam fii la jànge maa ngi sëy ngaay di servir ngaay
waaye bis bee ko tax a jógee ngay directement wàcc fii ngir participer ci ak keneen Alsaan nga jógee Ndakaaru ñii barki nañ jógee Italie les anciens yi nekk diaspora bi añ bii tey bu sottee ginnaaw yàlla ñoom la ba pare ñëwaat tekk seen tànk fii yendu ak ñun di déglu lu nu taataan ñu mën bañ ko yóbbu léegi nag maa ngi jàkkaarloo télé bi Thiès Média la sant naa ne gërëm naa leen li tax ñu woo leen dañoo bëgg mu àgg fépp 1,5 million lañ wax ni mooy budget bi yaakaar naa Moustapha ñëpp a ngi may dégg nous sommes le 2 janvier man da bëgg mu ñu àgg 2 février tama tut 1,5 million bëgg mu ñu àgg 2 février te teguñu ko ci taabal ji léegi nag ñun parents ñun communauté dinañ teg 1,5 million ci taabal ji donc vous de l'école vous pédagogie xam ngeen li ngeen ñu tegal ci taabal ji à l'air nous communauté dinañ teg tous les moyens ci taabal ji ñooy bàyyi fàllu école bi yéen bàyyi fàllu résultat bi avant mal pare boo ñu may dara nag boo ñu may dara waaye ñun duñ leen may dara dàqale école daal dañoo bëgg a bokk ci ñëw résultat loolu la ñu wut wallaahi te yàlla mën nañ ko may ndax am nañ xol yu ko def ndax di gën a neex ma danoo déggoo noppi réeroo amu fi monsieur Diop moom xam nañ danoo déggoo bari na may xam ci école sax moom mi laa koy xamee daf may préparé kii moom Baye Fall Moustapha Ngom ba mu ñëw di soobu lu nga nekk ndax ci ànd yéen kon ma boy 1,5 million yooyu da pare dañ ci pare balaa mois de février ñu teg ko ci taabal ci mboolem koo xam ne woor nañ ci bis bi te ñu dégg loo ci mën a jàpp nañ ci jàpp 1 million mat man dama gis 2,5 million parce que teen bi ñëwagut te fas nañ yéene feeg 2 mois foo robinet foo ubbi mu xel lool te teen bi lay jógee fas nañ yéene feeg 2 mois dañ filtrer teen bi ba mu gën a neex ba gën a baax ba gën a neex a naan ci kattanu yàlla fas yéene balaa boobu fleur yi fu ngeen ko fekk dina gën a yokk ngir lan école bi gën a naat mënuñoo ñaan te sant ñun ñi may jàkkaar lool moo di yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla na la yàlla yàggal fii boo ñëwee dialogue social ñëpp nangu waaye kaay dem jumaa ja ngeen ne Modou Diouf danaa la ku mënta ñàkk la de ndax am na fu mu ko fekkoon am na fu mu ko yóbbu kaay dem feneen ak feneen kaay dem mutuelle de santé ba kaay dem Antaxaw Medina Fall kaay dem fay yàllaa ko mel ne nii ku bëgg a doxal ci mag ñi ne bàyyi ma woo Modou Diouf mbaarum Cheikh fii bi ñu bëggee mu jëm kanam nanga man da doon ne baara sekk kaay ci xalif général ma Modou Diouf kay leen penc mi leen bëgg mu yaatu ñoom ñu ciy nab nabi ba ni ciy nab nabi ba un Baye Fall baarataal moo ñu fekk leen fa def ne penc ma un Baye Fall baarataal du tax ko fekk la fii def ni école bi kon yàlla yow fudug yàlla nga koy barkeel ñett yi ma xam yëpp naat na jumaa ja gis nga na mel yaa nga fa mbaarum penc ma gis nga na mel yaa nga fa école bi gis nga na mel yaa nga fa kon Baye Modou léegi xoolaat sa bopp da nga fu la dégg mel ni kay yàlla na fi yàgg dégg rek dégg lay sama école naatango yi ma àndal mooy union des CGE inspecteur wax naa ko dinañ ànd ñëpp ak Mboy ci biir UCG bi zone nord bii ñu nekk dinañ ànd ba école yëpp mel ni war a mel loolu moom c'est l'engagement doyen am nañ fi salle de conférence bu rafet salle de réunion bu jekk bu yaa sama dàqale kon ñoo déclaré ni union bii di union des CGE may nañ leen fekkee amuñu woon siège benn ngi ni saa bu ñu bëggee réunion mën nañ fee réunion bu ñu amee feneen nañ ko defee fii waxtu wuñ ko programmé ñu ñëw ñu ubbil ñu ànd xalaat luy jëmee suñu zone bi kanam salle baa ngi nii amical des anciens élèves yi fi nekk amical bu ci nekk may nan la say réunion salle baa ngi nii soo amee ndaje boo xam si amical bi mu les anciens Motaal yaa ngi may dégg président yaa ngi may dégg am yaa ngi may dégg ñoom Pa Moussa dégg nañu lu tax communauté lañ bëgg mu doon benn wax tax si moo Abdullahi jami xam wala tafarraxu kon yàlla na yàlla fayal nu ñëpp di sant baax jigéen ñi nga xam ñoo leen seqal CGE yi Anta Ndiaye Anta Diène Fall Anta Fatim Thiam vraiment macha allah mais di beneen mention spéciale sama benn jàmbaar ku baax ku ñëpp naw ci ni muy doxee te badul wax maa yu bari dugg ci dem na sama da ngaa mooy gardien école bi maa mooy planton école bi maa mooy leneen lépp école bi Amadou Ba président parent d'élèves yi jàmbaar la
ubbi nañu yaata nañu te fu ma ko yóbbu damaa fa bàyyi ñu woo may say carte Mbissane naa man Amadou foo nekk dama école rek la nangam ma ñu fekk mu lijjanti lépp def ko yàlla na yàlla fayal ñu la kon Alassane daa mel daal wax jaa ngi bëgg a sori Moustapha waaye daal sama 1 million 500 mille je crois waa diaspora ñu ngi may dégg yóbbaale ma ko ci gaañ je crois que ñii di ma seetaan te dëkk Takaw yéen ñi nga xam seen i doom ña ne ci école bii di fi jànge te ba vacances jotee ngeen yóbbu leen ci école arabe ngir ñu jàng pendant vacances ngir daw coow la di fa fay 750 par weer 3 mois de vacances nga fay ko 1250 yow ma laaj la benn 1000 francs benn ñaar téeméer ci juróom-ñeenti wi yëpp ñu di ko jàngal ngir sa participation ci école bii kenn waruñoo dégg fexeel ba yow mii di ma seetaan di ma dégg te nga am fi sa doom ji jàng bul xaar ñu soññ la bul xaar ñu yónnee la kayit ngir yàlla indi sa ñaari téeméer ñu def ko ci école bii dagale ko du pay du leen sa participation ci école bi mu jëm kanam bu sa doom jàngul nga ne école ba jàngul bu sa doon manqué résultat nga ne amul résultat te fi ñu koy defee li ci war lépp buñ ko defut la war ci moom du mën a nekk kon maa ngi lay ñaan bu fekkee yaa ngi may gis te jàkkaar ak man te di ma séen te bokk ci askan wi bul xaar ma soññ ci la ñoo ngi ci école bi suñuy numéro téléphone mi ngi fi directeur mi ngi fi secrétaire trésorier bi mi ngi fi indi sa ñaari téeméer sa morom indi ñaari téeméeram su boobaa 1200 élèves muy 1 million 200 nous les enseignants ñu joxe 300 000 yi muy 1 million 500 balaa mois de février maa ngi ci soñ ñëpp nag Alassane yaakaar naa dégg nga ma suñu 300 000 rëcc naa dama ko bëggoon a rëcc naa ba wax ko yàlla na mat balaa mois de février. ñu fekk ko ñun ñëpp. ku fi ñëw indi loo xam ne nii feebar la yàlla na ko fi yàlla jële ku fi ñëw ak tiis boo mën di am wala soxla boo mën di am yaa ko xam yàlla na ko suñu borom fay. allahumma faj ndaxte ñu ànd rek yàlla mën na def yërmande seen biir te ñun ñi fi toog ñëpp benn baat la ñu am mooy jubale suñu gox rek koñ bi surtout école bi ñuy jox. macha allah.